seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM namun dara bëggun dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM Sénégal TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namun dara bëggun dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg. mbokki ba jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellu soit ak yéen ni ñu koy defee guddi gu jot quartier général premier talk show fii ci Sénégal ñu leen di ziar tey comme chaque soir daañu leen proposer guddi gu exceptionnalité ndaxte dinañu dem ci ëtt bu doy waar ci diine ji ëtt bu doy waar ci àddina bi muy ëttub Cheikhna Cheikh Sadbou wa xeertu liñ fa nar a waxtaane nag du ma ci soreegum ndaxte góor yàlla yooyu la nga xamee ni suñu borom daf ñu ko baaxee mëne suñu matale seeni parcours ci benn émission waaye daañu jéem ak borom xam-xam yi nga xam ne ci seen pédagogie ñun sénégalais yi dinañu comprendre bu baax valeur bi nga xamee ni moo jëm ci seeni jàngale ba bu ñu ko toppee et je le répète du ñu échec ndax ñoom la ñu soxla et suñu borom daf ñoo baaxee ñooñee donc démb ñu ngi woon Tivaouane tey dañuy dem Nimzaat waaye nag lu mënul ñàkk faaw mu am yi ñu leen di proposer préparé nañu ko ci ay sujets yu am solo d'abord dañuy njëkkee ak téléservice bi fan yii yëpp xam ngeen ni ren saison bi dafa tombé ak malheureusement crise Covid 19 et saa yu waa ministère de la santé et de l'action sociale defee seen point ci suba gi on a remarqué depuis lundi juste après ba guddi gi dañuy yëg ay nit yu faatu malheureusement ci Covid 19 bi donc actuellement ci suba bi nga xamee ni def nañu point bi ñu ngi tolloon ci 18 bi ñu demee ba ci ngoon gi ñu yógaat ni keneen faatuwaat na donc actuellement Sénégal tollu ci 19 nit yoo xamante ni ñoo faatu malheureusement ci li nga xamante ni moo di coronavirus bi comme quoi lu existé la nanu gën góorgóorlu respecté yi tubaab tuddee mesures barrières dandante lu metti la mais obligé de le faire et puis yokku cet gi yàgg nañoo set sax waaye nañu ko yokk et puis toog leen seen kër gi itam nañu ko respecté ba keroog ñuy dem ci wàññi wala teggi mesures yi nga xamee ni teggu na ci sunu kaw depuis que crise bi dugg fii ci Sénégal def na 2 mois ak lu teg c'est vrai que dëkk yu bëri actuellement ñu ngi wàññi seen ay mesures par exemple France à partir de demain la ñuy def déconfinement progressif am na ay dëkk yoo xamante ni teggi woon nañu seen ay waaye malheureusement bi ñu ko teggee ba nit ñi commencé waat génnaat cas yi dafa gën yokku ba ñu ne leen ñu delluwaat defaat confinement donc finalement affaire bi dafa nar compliqué ba démb rek maa ngi ci waxtaan ak sama benn xarit naan ko xam naa on sera obligé de vivre avec cette maladie parce que bu ñu toppee feebar beeg nii muy demee boo teggee mesures yi feebar bi yokku nit ñi faatu nit ñi tëdd feebar boo ko tegaatee nit ñi duñu mën dund ndax il faut que ñu génn di lijjanti parce que thème crise économique bu doy waar dal ñu donc affaire bi dafa compliqué à un point boo xamante ni li ci des rek comme li borom xam-xam yi di wax mooy ñaan te respecter mesures barrières yi donc actuellement Sénégal am na lu toll ci 1709 cas dañoo boole nag ñi wér ñi tëdd ñi faatu ci cas yi ñi am bopp ba tey mais am nañu lu toll nag parallèlement quand même ci 650 nit yoo xamante ni wér nañu ci Covid 19 donc tey on a eu 70 cas 5 cas communautaires yoo xamante ni ñoo ngi ko amee Touba Waaguñaay Yoff ak fi nga xamante ni moo di Grand Yoff et que actuellement am na ñu bëri ñoo xamante ni ëpp nañu juróom-benn nekk ci fi nga xamante ni moo di Sowétas yàlla na sunu borom fëgg seen bopp ba ñu génn ci jàngoro bile. c'est très compliqué mais yàlla baax na yàlla sàmm ñu léegi liñ leen di baaxee peut-être lu mënul ñàkk ci téléservice bi mooy xibaaru jaww ji ëllëg dina tombé ak altine ba tey ñu nekk ci période boo xamante ni nee ñu na ñëpp toog seen kër au-delà de feebar bi dañu toll nag ci période du tàngoor regardez minimum yi ci dëkk yu bëri Dakar dina yeewu suba incha allah ci altine bi ak minimum yu nar toll ci 21 degré Saint-Louis 19 degré parce que dafa jege ndox mi 25 degré Podor 30 degré fi nga xamante ni moo di Matam Tambacounda 28 degrés Kédougou 26 Kolda 26 Ziguinchor 23 Kaolack 23 degrés Diourbel 22 degrés Linguère 23 degrés bu ñu demee nag ba ci bëccëg bi fekk naaj bi gën jóg thermomètre bi mën naa dem ba 44 jàpp 45 ba 47 degrés boori dëkk yu mel ni Matam Linguère ak fi nga xamante ni moo di Podor bu wàccee tuuti daanaka ci biir Sénégal boori Diourbel daañu am ay température maximale yu nar toll ci 45 degrés Kaolack dina yendu ak
42 degrés Ziguinchor 38 Kolda 45 Tambacounda 44 Kédougou 43 Dakar 26 Saint-Louis 29 degrés donc na ngeen moytu tàngoor wi ndax tàngooru nawet la et puis dafa nar tar à un point boo xamante ni même ñi nga xamante ni ñoo nekk service météo ñu ngi gën ñaax nit ñi ñu gën toog seen kër bu ñu bëggee éviter woor naaj bi sonal la loolu am na leneen lu ko tane bàyyi ko bu ko yàqal voilà ngeen baalal ma ay xale yu doy waar ñoo fi ne Petit Ndoy Mbaye Diouf of ñoom dañoo xaw a réglé di voilà Baye Ñasit jàllaa bi transparent la def moom tey man yi ma naqar yëpp ci ginnaaw mënuma koo commenter dinaa jël nag benn bis boo xamante ni ay caméra cachée laay def ci ruqu télé bi ci coulisses yi bu ko defee di leen woon ambiance bi nga xamante ni mooy am ci ginnaaw parce que ci ginnaaw daax li am ci kanam c'était une parenthèse et puis bu ñu demee ci géej gi mën nañu leen baaxee waxtu marée haute yaa ngi 10h12 mooy marée haute bu njëkk bi ci suba lundi matin et puis bi ci topp daañu ko am suba 22h33 waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi météo nga ko prévoir ca kanam ci xaaju guddi gi bu 3h51 du matin jotee marée basse bi ci topp daañu ko am laata takkusaan boori 16h20 et puis jant bi dina xëy ëllëg bu 6h43 jotee du matin bu ñu xëddee ba noppi. ñu baaxee leen tamit waxtu julli yi fajar gi ëllëg daañu ko julli 6h 5h28 Tisbar 13h07 Takkusaan 16h20 Timis 19h33 20h41 la ñuy julli gee donc lii bu dee amu leen ay jàkk yu nodd mën ngeen ko noter ngeen def ko alarme parce que ça peut toujours vous servir ñu jàll ci naafila yi tey dañ ci ànd ak oustaz Assane Seck yaa oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar joxati la sa wàccuwaay ci guddi gi nga xam ne ni daanaka ñu ngi ci ñaareelu fukk yi ci weeru koor. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay delloo nuyoo bu baax di la jox sa wàccuwaay itam di la ziar di ziar bu baax ni ñu bokkal plateau bi di ziar bu baax fa tabarakallahu mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy topp guddi gu jot ci quartier général di wéttale ko émission bi ci biir weeru koor gi waaye ziar bu baax Serigne Alioune Diagne mi fi jaaroon démb doon waxtaane Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu ñaanal ko yàlla gën ko dëgëral gën ko sàmm gën ko aar ak suñu kilifa gii fi dugg démb si téléphone bi woote di xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour nekk la nga xamante ni wax fa dëgg yàlla sag bu rëy la def fi ñaan nga xamante ni itam gu am solo la dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu bàyyi ko fi mu gudd fan lool ak mboolem kilifa diine yi suñu borom subhanahu wa taala nangu ñaan yi nangu lépp la nga xamante ni taataan nañ ko fi démb rek si darajay Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu bi ñu doon waxtaane ziar si taaliba cheikh yëpp fa tabarakallahu macha allah ku mel ni Serigne Abdoulahi Sow Ngom di colonel douane démb animateur bi prévoir na ko pour ñu def li xew démb ak yooyu yëpp Assane demal ci naafile yi après ñu doog a dugg ci point yi xam ngeen yéen ay chroniqueurs yi yeewi bëy ngeen loolu yëpp bind nañ ko ci conducteur bi loolu la ñuy ibbee émission bi introduction bi daañu ñëw ci Alioune Diagne ak xalif beeg li mu def yooyu yëpp démb yaa ngi may tooñ kii Assane waaw tooñ de baaxul rawatina si biir weeru koor bi kon comme dañ la tooñ ñu ngi jé waaw tooñ de baaxul comme dañ la tooñ bàyyi xam nga tooñ baaxul rawatina si weeru koor gi nga xamante ni fa tabarakallahu macha allah weeru njëggal la weeru yërmande la comme ni nga ko waxee sànq bi ngay présenté kon ñu ngi lay jéggalu bu baax bu fekkente ne waaw ñu ngi jé waaw kon ñu bàyyi ma ñu jéggalu rek dem si naafila yi fa tabarakallahu macha allah ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala defal ñu jàmm comme ni nga ko waxee fa tabarakallahu macha allah naafila nag moom comme ni ñu koy waxee chaque fois buñ ko waxee rek la nga xamante nii la xëy na day mottali yi nga xamante ni ay njuumte la yi nga xamante ni day am xëy na si li nga xam ne moo di farata yi wax naa ko barka démb nee naa xaw ma démb nee naa naafila moom buñ ko waxee du rek julli yi nga xamante ne mooy tegu si julli farata yi waaye xattaa génn si sa poos dimbali jaam yàlla yi si sarax ak yu demee noonu yooyu yëpp ay xeeti naafila la te dafa nekk la nga xamante ni lu am solo la naafila tey bi nag dañ ne ku ko man rek nga def li nga xamante ne moom moo di bànn fatiha boo defee fatiha ba pare nga def suratul qadri muy inna anzalnahu fi laylatil qadri ñaari yoon boo paree nga def suratul ixlaas di qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad nga def ko ñaari yoon nee nañ képp ka nga xamante ni matal nga naafila yooyu si fukki rakk ak ñaar muy 12 rakk
rakka boo defee ñaar sëlmal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngaloon nee na naafila guddi wala naafila ñaar la ku dem ba bëgg a tëdd wala nga sonn rek man def benn rakk muy sa witar nga daal de tëdd nelaw kon naafila tey baa ngi noonu nee nañ ku ko def suñu borom subhanahu wa taala mën na la musal si lépp la nga xamante ni luy lore la waaye lépp la nga xamante ni itam xëy na bor la ba nga xam ne daf la diise sax yàlla subhanahu wa taala mën na la ko yombalal wala mu teggil la ko bàyyi cheikh kon lépp la nga xamante ni mën nañ ko si rek na nga ko def ndax nee nañ fukki fan yu njëkk yi njéggal la fukki fan yi ñu ngi si fukki fan yi yërmande kon fukki fan ya nga xamante ni waaw fukki fan yi yërmande mu nekk fukki fan ya nga xamante ni dañ si war a góorgóorlu lépp luñ si doon jaamu yàlla ñu yokk ko ndax Seyda Fat Bintou dafa am lu muy wax léeg-léeg lu am solo nee na lii jafe rek mooy fekke ndax kenn xamul ndax da nga fekke waat koor wala déet kon bu la yàlla subhanahu wa taala dimbalee ba nga fekke weeru koor ba pare tegal la si may la wér kon lépp loo mën si jaamu yàlla rek bàyyi cheikh na nga ko si def ndax nee nañu balaa ngay xam ne def lu baax du doy doomu aadama bi yàlla na yeex mu dugg biir suuf waaye itam balaa ngay xam ne def sofaan amul solo nga dugg biir suuf yàlla na yeex kon weer la ba nga xamante ni comme yàlla tëj na bunti safara yi ubbi buntu aljana yi boo déggee buntu aljana yi moo di buntu yërmande yi kon fa tabarakallahu comme buntu yërmande yi ubbi na nañu taataan yërmande yi suñu borom subhanahu wa taala tàllal ko suñuy loxo ndax moom moo ne su ngeen ma ñaanee ma may leen te nee na sama wax du toxu te moom nee na comme moo xam du toxu buñ ko ñaanee mu may ñu kon nañ ñaan yàlla subhanahu wa taala rek li ñu bëgg yàlla suñu borom subhanahu wa taala defal ñu ko bañ mën a fekkee kóoru déwén yërmande bi nag wàcc fi jële fi mbas mi ak lépp la nga xamante ni wax dëgg yàlla xëy na diisandi na si doomu aadama yi bàyyi cheikh donc ci fukki fan yi période la boo xamante ni ku ne mën na cee profité pour ñaan ko waaw ku ne mën na si profité pour ñaan ko parce que boo demee si suratul baqara boo demee si chapitre bi nga xamante ni fa la yàlla farataale weeru koor boo demee sa verset bu mujj fa la yàlla waxoon na wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani falyastajibu lii wal yuminu bi laallahum yarshudun yàlla nee na yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama jaam ñi bu ñu la laajee maay kan ak fu ma nekk ne leen man ku leen sopp laa ku leen jege laa te leen rek laa bëgg ñu koy def mooy ñu may ñaan ma leen di may nee nañ yàlla subhanahu wa taala boo ko ñaanulee sax mu mere la xëy na tey ak àdduna bi ni mu tëddee yàlla moo bëgg ñu tàllal ko suñuy loxo bëgg ñu toroxlu bëgg ñu ñaan ko ndax yàlla bëggul ku ko fàtte comme ni ñu koy waxee donte la fàtte ko warul moo tax xëy na yu mel nii di am parce que xel yëpp ak xol yëpp delluwaat na si borom bi subhanahu wa taala nga xam ne moom rek la ñu war a mën a ñaan moom rek la ñu war a tàllal suñu ay loxo mu defal ñu li nga xamante ni moom la ñu bëgg ndax dinaay faral di wax na koo yaakaar boo demee si moom tàllal ko say loxo ñaar yi rek lay wax allahumma wala rabbana mooy yow suñu borom wala yow yàlla mayal ma diw ak nangam wala maa ngi ñaanal diw ak nangam ak nangam ak nangam kon ñaan googu nag bu ñu suñu borom subhanahu wa taala jox ay opportunité maanaam jox ñu ay foros ya nga xamante ne nii ay waxtu yuñ si mën a ñaan yu mel ni surtout si weeru koor kon buñ ko sàggane waaye nañ si julli di si tudd yàlla lu bëree bëri ndax saa yoo tuddee yàlla rek loo ñaan borom bi subhanahu wa taala may la ko ndax ma yàlla moo ne woon walillahi al asmaul husna fad'uuhu biha yàlla nee na man maa am juróom-ñeent fukki tur yi ak juróom-ñeent muy les 99 noms d'Allah yàlla nee na bu ngeen ma ñaanee si sama tur yooyu rek man dama leen di may li nga xamante ni moom ngeen bëgg kon ñu ngi koy ñaan si turam yu sell yu barkeel yu yiw yooyu nga xam ne ku ko si ñaan mu may la mu teggul ñu mbas mi ba yëf yi delluwaat na mu meloon wala si anam ba nga xamante ni sax si la gënee Baye Cheikh voilà donc nañu góorgóorlu bu baax rek topp ko surtout que période bi nee ñu na ñëpp toog seen kër donc defe naa période la bu baax pour jaamu suñu borom ci ay naafila xam nga naafila bu dee sama classe gi dañ naan comme du farata mën na ma koo bañ a def waaye sunna yu baax yi itam dafa baax ñuy fàttali mbokk yi ne dafa mën fàtt sax ay turu waaw xam nga boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala digal ko si alquranul karim jàng naa ko fi démb aaya bi pour muy naafila pour yonent bi la waaye pour ñun ñëpp la ndax daf ko doon wax si suratul muzammil yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi waaye wa rattilil qur'ana tartilan keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee gaaru xiraa jaaxle tiit yàlla dafay parce que bi mu jaaxlee tiit moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax zammiluni comme ni ko Maam Maodo doon waxe wa aba murtaidan mimma raa fazi an qailan zammiluni tarfa'u ghumami ndax am na njaaxare nee na nañ ko sàng buñ ko muuree sàng ko xëy na njaaxare mën na dañ yàlla ne ko loolu dindiwul njaaxare de yebal sayyidina jibril alayhi salaam ne ko demal ne ko yaa ayyuhal muzammil yow mi sàngu qumil layla illa qalilan jógal guddi gi ba mu des tuuti nga naafile si jaamu yàlla kon ndekete problème yi Baye Cheikh jaamu yàlla moo koy teggi waaye du wëy sama ndey du jàmbat bu bari du fu ñu jëm jàmbat bu ñun duñu mën jàmbat voilà du jàmbat bu bari ñu tiitee rek yuuxu jàmbat bu bari suñu yaayee ci gën a dee wëy sama ndey rek
te loolu yàlla jàngal ñu si suratu muzammil ne fajul dara ne ko nag yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi bu la neexee yaay xool li nga man nga naafila ko waaye problème jaamu yàlla moom moo koy def moo koy teggi ñaan yàlla moom moo koy teggi mais du jàmbat ba nga xamante ni bu bëri la naafila yi nag parce que ñun wóoruñu ndax suñuy farata mat na wala déet moo tax naafila am moo tax man ñi dafa mën fàtt turu waaw pour par exemple tey jii nii bu fekkente ne dafa am ay vide ay trou ya nga xamante nii si farata yi yu matul naafila yooyu moom la ñuy jël fàtteeka trou yi nga xamante nii xëy na moom nga manqué la moo tax tey jii boo ne bul ne def naa farata yi rek naafila garaawul est-ce que farata yi mat na est-ce que ni nga ko defee noonu la est-ce que suñu borom subhanahu wa taala validé na ko léegi nag comme wóorul ndax valide na ko wala déet fexeel say naafila di bari ndax bari la ay naafila moo gën néewle ko ndax loo bari la ay naafila rek dañuy jël dugal ko si sa compte bale bu fekkente nag compte bi dafa nekk en déficit mu nekkaat la nga xamante ni lu yokk la mais bu fekkente nag defuloo benn naafila fekk fële am ay trou wala mu vide yaakaar naa di nga yeex a am ay yiw wala ay tuyaaba ya nga xamante ni moom moo koy mottali moo tax may wax ne ñi nga xam ne dañu programme woon dañuy umra ji yàlla dogal ne amul am nañ beneen xeetu tawaaf bu ñu def mooy li leen yàlla dimbalee ñuy wër kër yi wër néew di doole yi yooyu yëpp ay xeeti na naafila ya nga xamante ni boo ko defee suñu borom subhanahu wa taala daf lay yombalal lu bëree bëri ndax yàlla moom moo wax si alquran ne li ngeen bëgg rek li ngeen gën a bëgg dee leen ko joxe man ma leen koy yokkal macha allah nit ku nekk li nga gën a bëgg rek ngay joxe yàlla di la ko dollil bâché voilà dinañu tànn quelques questions maximum 5 yoo xam ni dinañ ko jébbal Oustaz Assane mu tontu ci loolee dans quelques minutes lay doon donc on vous laisse le soin de nous envoyer quelques questions yoo xam ne ni mën na leen a soxal ci diine ji mu tontu ci ñu doog a tàmbali jotaay bi la nga xam ne ni tey jotaayu Cheikh na Cheikh Sadbou la démb ñoo ngi woon Tivaouane tey daañu dem Nimzaat lu waay bëgg rek di nga ko am tey ndax guddi yi day bëri te wuute góor yàlla yi ñuy waxtaane nag kenn ku ne am na loo xam ne ni bàyyil nga ñu ko ñun ñu koy ndamoo à travers quartier général di leen waxtaane di waxtaan mu mag woo xamee ni dañ ko tàmbali bu ca kanamee tout en vous rappelant que yi ñu leen diggoon itam ba tey wàccuñ ko am nañu ay ndimbal yoo xam ne ni ci période bile dañu koy séddale ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi donc bokk na ci 88 628 72 86 88 628 65 65 88 628 99 80 ak 88 628 76 76 donc numéro téléphone yi am na yeneen yu des waaye man maa tànn yi nga xam ne jàpp naa ni baax na ma jox leen ko donc secret la que ça reste entre nous bu ngeen ci wootee immédiatement di ngeen mën a bokk ci ñi nga xam ne ni dañu leen di jox ci ndimbal yi le soit mën na nekk enveloppe bu def ñaar fukki junni mën na doon itam dund bi ndax am na itam ay mbir yoo xam ne ni dañ leen koy baaxee ay pañe yu def ceeb diwlin meew soble pombiteer café tàndarma saabu gel ak masque bu leen neexee ma def ko xaalis bu leen neexee ma def ko dund bi donc ak fu ngeen mënti woote ci Sénégal yii mooy yi ñu leen di baaxee ci guddi gi tey donc ñu ngi leen di xaar woote leen léegi ni dès à présent parce que séddale moom taamu naa ci kuddu yu njëkk yi ñu ngi gërëm itam partenaires yi nga xamante ni ñoom la ñu àndal Orange ba CO TQG merci ci confiance bi ngeen def ci quartier général premier talk show fii ci Sénégal Mamadou Ndiaye il faut rappeler que ñoom partenaires yëpp sénégalais yi rek leen tax a jóg et que ci période de crise bi le ñoom itam méngale nañu seen i produits ak yi ñuy jaay ak li sénégalais yi war soxla ci période bi. jërëjëf Pape Cheikh ni nga ko waxee noonu la demee ñoom partenaires yi nga xamante ni jox nañ confiance quartier général waaye aussi Sénégal moo la ñor ku ci mel ne Orange bi nga xamante ni dafa jël suukaru koor di ko jagleel ay clientam maanaam boo jëndee Elimix bu 1000 francs di nga am poñe ndogu boo xamante ni am nga possibilité gagné ko ci semaine bi leneen li nga xamante ni Orange def na ko ci Elimix boobu di nga am 24 heures d'appel Elimix ak surtout 100 SMS mais aussi di nga am 500 MO yoo xamante ni ci internet la di nga am aussi mën nga ko am ci application bi di Orange et moi ci dièse 144 dièse wala dièse 250 dièse wax nga ko sànq dañuy gërëm ñi nga xamante ni ñooy les Kandia mu nga xamante ni mooy mais bu am solo la ak TQG Touba Quincaillerie Générale NMA avec les pâtes pastami Sow Ardo savon la main bi nga xamante ni moom la ñuy raxasoo ci période yi Delia et la gamme Jadida sant yàlla boutique ak ñii di Prestige Déco surtout chez Katia mi nga xamante ni am nañ possibilité am seen livraison ci période de couvre-feu bi di ñi nga waxante ni mooy OCIO mi nga xamante ni ndox mu sell la te fii lañ koy defaree fii ci Sénégal.
voilà donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ñu ànd ak quartier général li ci neex mooy guddi gi nga xiif couvre fa am xamoo fooy jaar nga woote rapidos ñu livré la ay lekkuk kaca wala dibi ak yu baax loolu y a rien de tel tout en seetaana quartier général parce que xam naa ni da ngeen di dem ak ñun ba xëdd ñu nit ñu ciy bëgg lool préparé nañu nag ay sujets yu am solo ci jotaay bi tey bu ca kanamee daañu waxtaane ñi nga xamee ni ñoo amee laago ba noppi itam seenug dund ci situation bile ñu doon ni ay handicapés riposte contre le Covid-19 on en parle tout à l'heure ak Ñaatam Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Baye Cheikh di nuyu ñi ma bokkal plateau bi waaye itam di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan di ñaan yàlla rek bis bu nekk yal nañu yàlla dàqal mbas mi di masawu ñi nga xamante ni ay waay am nañu ñu ci génn àdduna waaye tamit di sant bu baax a baax ñi nga xamante ni dañoo safoo télévision Futur Média Baye Cheikh wax nga ko léegi dinañ ñëw ci seen rubrique décomplexé jàpp si fulla dalal ki nga xamante ne mooy Aïssatou Cissé ci kanam tuuti moom nag moo leen taxawal fële ca présidence de la République bu ñu fàtte ni ci conseil yi la bokk yaakaar naa ni tey dina ñëw indi tegtal ak ay leeral ci li nga xamante ni mooy mesure yi ñu jël jëmale ko ci séddale maanaam dund bi maanaam li nga xamante ni ndimbali laa ko mën a tuddee ci kanam tuuti mu indi ci ay tegtal waaye tamit indi yeneen i mbir yoo xamante ni am na ci Covid 19 bi incha allah ci kanam tuuti dinañ ko dalal Aïssatou Cissé Baye Cheikh. voilà Aïssatou Cissé que nous apprécions que nous aimons beaucoup voilà on la retrouve tout à l'heure ci waxtaan boo xamante ne seq na ko ak Ñaatam Seck et puis jaaykatu beñe yi rag na ma ba tey ci seen table yooyu xaw ma nag nu ñuy def ak période de crise bi heureusement bu dul woon nag koor gi ma ni ma domi niroog beñe waaye bëggu baa tooñ comme nee naa Assane léegi bu ma tooñ man sañu baa tooñ waaye bu dul woon nag koor bu doon yeewu leen la rek ñu naan leen na ma domi niru beñe moom def na ci gëstu bu am solo mosuma puula dama la tooja waaye coro seetal li ma xalaat rek te xale yi te ñu ñoo gën a seetaane sur terre ndax li ma wax dara reetaan lu mu ci xam ngeen bu baax ni ma doon nuruwul beñe wallaay tarkalla masha Allah laa yax suk mikal na mel naas wallaay duma la wallaahu yasimukum mina naas salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum ñi ma bokkal plateau yi rawatina Baye Cheikh ñëpp xam nañ ni nag moom sama doomu bàjjen la moo tax lu mu wax rek dañ ko koy nangul rek ndax doomu bàjjen ak doomu nijaay nii rek la mën a demee waaye ci noonu Baye Cheikh rek xanaa mu nuyu rapidement maanaam gendarme yi ñuy faral ci taseen ci réew mi ci mbedd mi ñoom nga xamante ne ils abattent un grand travail. daam ku la ci xëbal. wallaay xëbaluñ moom dañu baax bay bëgg a dee ndax damay. man de saa yu ma leen gërëmee ci télé am na ñaar ñu ma xëbal yenn saa yi am na ci ay tuuti yu am zel yoo xamante ni boo leen ne autorisation baa ngi ñu ne la où est l'identité mais am na ci fukk yu gentil yoo xamante ni sa kanam rek la ñuy xool diw avance mbaa kenn xëbalu la. wallaay kenn xëbalu ma allah ji. kon baax na ci ñu ñàkk kersa de. donc ku mel ni Gabriel Diouf ak ñoom ñëpp macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax et puis di nuyu nag bu baax comme ni nga waxee rek tey Chérif Abdati Aïdara ak ki nga xamante ne moom moo di Chérif Sidati Aïdara borom mouvement Sevinatu Najub nga xamante ne ki ko jiite moom moo di Astou Mbodj suñu magu bopp comme tey ki ñuy waxtaane xam naa ne ku leen ñor lay doon kon maa ngi nuyu mbokk téléspectateur. voilà ñu ngi lay fay c'est vrai que Chérif yëpp jóg nañu. tey boo demee Nimzaat kenn nelawul. ci dëkk yëpp itam fépp fu sang ne rek yaa ngi waaj te tàmbalee guñu 23h rek kay doog a jot dañuy bëmax sujet yi am yu ñu leen mosal rek doog a dugg nag carrément ci waxtaan bi ak borom xam-xam ak xam nga Sénégal moom daa bëri ay borom xam-xam macha allah et chaque fois ñuy waxtaanee góor yàlla yi ñoom la ñuy wóolu leen ñu ñëw jàppale ñu ci parcours ñooñee nga xam ne ni wax naa boobu ba tey ni suñu borom daf ñoo beral loxo baaxee ñu mel ni Cheikhna Cheikh Sadbou xeertu donc laataa ñuy tàmbali ci kanam dinañu waxtaane importance suk communication de crise en période de coronavirus loolu yëfi journaliste la Thioro Mbar Ndiaye def na ci gëstu bu am solo on vous propose ça dans quelques minutes. voilà la communication de proximité la Baye maa ngi leen nuyu bu baax ñuy ñëpp ñi nekk ci plateau bi damay bañ na nga wax ma li nga wax Oustaz Assane mais du ñu commencer nag sans pour autant wax leen fierté bi ñu am ci quartier général bu démb bi voilà donc loolu rek laa lay wax. ci li ngeen préparé ba pare ci njàng laa lay wax. ci télé après dinañ nag bennal. d'accord. yow man ni ma nekkee
benn émission fukki animateur. waaw d'accord Baye léegi nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ni nga ko waxee. dinañu wax lépp lu jëm ci wàllu communication de proximité. parce que vous n'êtes pas sans savoir que kilifa yi dinañu def rôle bi nga xamante ne moom la ñu war a def ci période pandémie bi. après du ma wax. waaw xulloo bi damay waxtaanaale ak Mado nuyoo rek yow. d'accord ñoom autorités yi ñi ngi def li nga xamante ne moom mooy seen cër peut-être wala seen wàll ci xeex bi waaye ñun itamit en tant que citoyen wala population ku nekk ci ñun tu as ton rôle à jouer dans cette pandémie donc tey ñuy waxtaanee njëriñu communication de proximité parce que am na ñoo xamante ne tey Oustaz Assane mi ñu dëkkal moo leen gën a mën a ñaax ci feebar bi que xëj na Abdoulaye Diouf Sarr mi ñuy gis ci télé bi tous les matins on en reparle tout à l'heure. Tayru ñaaxu kenn engrais rek bu ko exemplé. kay pare naa bu dee que Tayru mooy que Cheikh bi kii ñaaxu kenn kii yi ma ko xamal yëpp daal dama ko décider ramasse tey. nga ko bañ a ramasse. sawla baax na yàlla wal kenn. ma ramassé rek sama ngelaw moom du ko fa bàyyi. loolu moom lu ma leer la. xamante ngeen daal. li ma sama xarit bi ne woon tega maa moytu fi mu ne am na ay gàllaaj yoo xamante ne bu ma rombee kaas sax mu toj moytu ma kon dinaa la moytu donc en gros yooyu moo leen di xaar balaa ñu jàll nag ci question yi nga xamante ne bëgg nañu ko baaxee Oustaz Assane Seck très rapidement ñu jël quand même quelques téléspectateurs bu ko defee ñu baaxee leen ci ndimbal yi nga xam ne ni jagleel nañu leen ko maa ngi gis Cheikh Modou Mbuub ma ngay waaj. moom it bu jamono neexoon ay tabala koy dar mais malheureusement rassemblement bi la ñuy bañ ñaari tabala sax c'est interdit rassemblement de tabala mënatul ne waaye sant rek yàlla na sunu borom taxawuñu bay yëpp passé tey nag ñu fas yéene ànd ci waxtaan bi ak ki nga xam ne ni mooy Mohamed Seck. moom it di borom xam-xam mu ngi installé wu ci ginnaaw Cheikh Modou Mboub itam ma ngay wàcc ci ginnaaw daañu jokkoo itam directement ak waa Nimzat parce que am na sunu sang yoo xamante ni ñu ngi wàcc pour ñu waxtaan ak ñoom ci guddi gi nga xam ne ni dañu ko jagleel seen maam di Cheikh Sadbou ma gis itam surtout Cheikh de Thialaw yëpp. ki nga xam ne ni moo àndoon ak Cheikh Sadbou xeertu ñoom it ñu ngi réagir te dara tàmbaleegul loolee di ngeen ko mën a dund en direct bu ca kanamee ci télévision Futur Média donc très rapidement ñu ñaan ci ginnaaw rek ngeen ubbi téléphone yi ubbi ngeen bu yàgg très bien kon na ñëpp ñëw ñu jox leen seen ndimbal yi ñu leen jagleel ci guddi gi tey ci télévision Futur Média donc regardez yëpp ay yu ñu leen jagleel la ay saaku ceeb ay saaku diwlin ay astafurla ay saaku soble ay diwlin ay tàndarma ay masque lii yëpp rek pour dimbali leen ci période bi la nga xam ne ni période de crise la donc ñu ngi xaar téléspectateurs yi tey nag il faut ngeen defanteeg waa Pout yeeg waa am temps yi Mboro parce que temps yi moom Daaru Salaam Mboro Pout am nañu sens trop man dama foog ni Mamadou Ndiaye moo jox secret bi Nanette mais je me suis rendu compte que Nanette Ndiaye jóge na Pout bu yàgg ma nga Ruelle Malmaison ko ñu mbooña ko naate ca France ma nga Ruelle mais daa avancé de Pout à Paris moom musul dëkk Dakar xam nga gis nga yooyu lu garaaw ngoogu am na ay xarit yoo xamante ni musuñoo ñëw Dakar c'est-à-dire ndox mu sedd sax France lañ ko découvrir moo tax ils sont toujours impressionnés par la France c'est-à-dire Nanette Ndiaye Pout la jóge dem Diass moom xamul Dakar direct Diass moom dafa jóge Pout rek Pout Diass léegi ñoo la naan léegi am ngeen kaay fi c'est-à-dire kooku mooy def 40 ans France naan la waaye France am na meew mu sedd fekk ñun ñii meew mi dañ ci doon sangu Nanette Pout Paris incroyable c'est ça Pout jege na am naa ci ñoo xamante di fële Mbadakhoune Italie yooyu ma naqar yëpp yàlla baax na yaa ngi kule maquillage ma doog ay ca gaaw leen donc maa ngi doon tooñ ñi nga xamante ne ñoo am chance di dugg lan nga ndogoo tey wallaay ni dem ba tey damaa tawat nag dama leen ko rusoon ragal ngeen quarantaine ma damaa tawat de sooy man daal démb li ab démb daal moo ma jàpp ba tey waaw yàlla baax na dëgg la de te yàlla ñu baax waxul rek de waaye ni ma koy xoolee Pape ni la wax ka xool yëpp ñaan bu di la rek
bàyyi ñu rek ñu toog ma doon ne nañ dama bu ñu xel ñaan bu yegg si bi la. yàlla baax na. elle est tellement positive. c'est bien. Aïcha na téléspectateurs yi dugg tonton Mag Eva ci ginnaaw. 88 628 22 22 xaaral ma joxaat leen numéro bi numéro yi am na numéro yu bëri de mais yi ma leen di jox nii. wóolu leen ma de 88 628 72 86 numéro bu baax la 88 628 65 65 numéro bu baax la 88 628 99 80 numéro bu baax la voilà donc ay ndimbal la rek yu ñuy séddale tout au long de cette émission allo allo allo. allo allo oui. allo. allo. voilà li ngeen di gis yëpp mooy yi ñu jot jox rapidos mu dem yóbbul ko téléspectateurs yi parce que bëgguñu ngeen ñëw toog leen seen kër ñun itam dañu koy respecter puisque ay mesures la yoo xamante ni neexul gouvernement rek mu teg ko ay état d'urgence ak ñoom seen waaw président fi tam tollul foofu jékki-jékki rek mu neex ko rek mu ne état d'urgence loolu waxuma la dictature rek waaye sañut loolu dafa fekk ni dañu nekk ci période boo xamante ni toog suñuy kër rek mooy solution bi donc du coup ku nekk ci wàll ba nga ne nga respecter mesures yi mooy tax ñu éviter lawuk Covid 19 bi tey moom dimanche bu xaw a doy waar la parce qu'on a eu beaucoup de morts et semaine bi defe naa semaine bu gën a metti la ci depuis crise bi tàmbali puisqu'on a eu plus de 10 morts si je ne me trompe depuis lundi. altine ba tey fukki nit faatu ci feebar boo xamante ni ba léegi am na ci ñoom Mbaye Diouf xale wuyu yi am nañu ko ci waaye sooy li existé wul et pourtant lu existé la donc faites très attention nañu gën a moytu jàmbat loolu la ñoom oustaz wax mais parallèlement bu ñu jàmbatul it nañu gën respecter mesures barrières yi allo. allo oui. kooku. allo. man la Aminata. Aminata. yow foo dëkk. Aminata Ndiaye waaw. Aminata Ndiaye. Ndiaye Scat Urbam. Scat Urbam nga dëkkee naka waa Scat Urbam. ñu ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah. yéen a ngi ci jàmm yéen a ngi moytu feebar bi di protéger wu sàmm mag ñi ak xale yi ci kër gi. waaw ñu ngi protéger wu bu baax di jël seen précaution yu mat sëkk. yéen a ngi takk masque yi. ñu ngi takk masque yi bu baax kay bu baax a baax. yéen a ngi raxasu. ñu ngi raxasu waaw bu baax. yéen a ngi toccamiko gel bi. waaw gel antiseptique ñu ngi koy jël bu baax. mbaa seeti woo kenn yaa ngi toog sa kër. déedéet maa ngi toog sama kër dew ma fenn. très bien kon yow dama lay teel a jox sa ndimbal du ma la téye ci ligne bi lu yàgg. waaw. Aminata ma jox la dund bi wala njogu dund bi. waaw bu ma mënee am 100 000 francs ak peñe bi moom dina ma gënal parce que. dëkk bi temps yi de. Aminata nag gis nga xam ngeen yéen ñun waa TFM dañ leen ko yombalool lool. bàyyi ma jox la 100 000 rek. 100 000 francs daal. bàyyi ma jox la 100 000 bàyyi ma jox la benn comme am na ñu nekk sa ginnaaw. waaw. voilà bàyyi ma jox la benn 100 000 rek li ci des yàlla baax na nga taaba 100 000 francs weer baax na ñaata ngay dépensé sa kër yow par jour. ñaata lay dépensé. waaw koor gi dina xaw bëri de dépense yi day yokku. nekkuñu feetu gastronomie weeru jaamu yàlla la wàññil dépense bi parce que doo togg ndekki amul añ amul wax amul ndogu rek am. 5000 francs rek par jour. waaw 100 000 ci 5000 francs par jour ñaata jour la daanaka weer la de. Aminata jëla 100 yàlla baax na jëla 100 ba jamono neex. laqartil naa la 100 000 jëla 100 rek yow tam. doom nday ne quitte pas voilà au moins 20 jours de dépense. c'est quelque chose quoi 20 jours te boo demee sax 5000. 5000 sax góobu ni 5000 lay dépassé dina ci am weccit voilà. 5000 da ngay dugg chaque jour moom. ça va 5000 baax na donc 20 000. 5000 baax na. ben oui ñu ngi lay gërëm donc voilà am nañu plus de 40 personnes yoo xamante ni téléspectateurs yoo xamante ni yónnee nañu leen seen dundu ak seen ay xaalis vraiment ils sont peinards. voilà donc ñoom comme Aminata mi kontaan nañu ci télévision Futur Média dimbali leen ay ca gaaw leen ak beneen téléspectateur laata ñuy jàll ci yaa Oustaz xam nga Baye Niass fi nga toogee da nga maa nëbboon Ablaye Ndiaye ndeke Ndiaye ngi fi depuis sànq def toilette am bu rafet Ablaye moom saa yu neexee rek day yegg si
parce que bi mu déggee riiru tabala yi ni Cheikh na Cheikh Sadbou xayartu la ñuy fas yéene waxtaane ci la préparé guddi gi tey donc Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar tey nag bu doon suñu sago ki nga xamee ni mooy Abdou Père Cheikh Thierno Ndiaye day fekkee guddi gi mais malheureusement nee na xaw na tawat tuuti yaramam neexul moo tax waaye ñu ngi koy ziar bu baax ndax moom kenn la ci yoon wi alaaji la ca Màkk Cheikh la ca Nimzaat donc Baye Cheikh Thierno Ndiaye ñu ngi koy ziar bu baax Adjat Sodo Bousso ku ne xam diggante baayam Baye Mbagnick Seck ak njabootu Cheikh na Cheikh Sadbou xayartu moom it defe naa tey guddeem la ku mel ni maître Dior Diagne ku ne xam baayam ci yoon wi alaaji la ca Makka moom it Cheikh la ca Nimzaat ñu ngi koy ziar moom Adjatu Pénéré ak doom di Dior xam ni guddi gi itam seen guddi la waa kër Cheikh Dethialaw yi ñoom maam Fatou Seck ca New York nga xam ni seen maam moo sulli néew ya Ndar Géej dëkkal Baylo Ndiaye ca Ngumba Ngéewul ci tase bu mu tase woon nag Cheikh na Cheikh Sadbou ñoom it guddi gi seen guddi la duñ ci soreegum waaye àddina yëpp a ngi wàcc li nga xamante ni moom la ñu nasati fas yéene ko proposer téléspectateurs yi Ndiaye ñu ngi lay ziar di la ndokkeel di guddi gu neex gu nar neex incha allah. Cheikh ñu leen di nuyu. muy loolu. ci dëgg-dëgg di am mbégte contentement mooy man bu ñu ubbee yoon yi damay dem coro ala ndeysaan ñàkk ci dëgg-dëgg ñu nar a waxtaanee koo xam ne ndeysaan ci dëgg-dëgg weeru koor da ko teel a anticipé ba mu juddoo ñuy waxtaan sët Seydina Mohamed ci dëgg-dëgg ak kan ndeysaan sëñ Modou Mbuub mi toog di sama soppe sama xarit bi waaye nag boo ne Cheikh na Cheikh Sadbou ci dëgg-dëgg sama xel mi day dem ci Cheikh Yaasin Doucouré bu Pikine ndeysaan ci dëgg-dëgg bëgg Seydina Mohamed lool tey jii ndeysaan ci dëgg-dëgg dana doon guddi goo xam ne ndeysaan guddi gi ala daw me la du nuyu téléspectateurs yëpp di leen ziar di leen jox seen wàcc weeru koor wi di ñaan suñu borom tabaraka taala mbas mi dem ci jàmm nda génn ci suñu réew mi ndax soxlaatuñu ko fii ci dëgg-dëgg jërëjëf Pape Cheikh ñu dawal ba ci kanam. yii yëpp waxoon naa ko Bijou Ndiaye ak Bouba kii bi quartier général nekkee projet Bouba dëgër bopp lool lu ma dal ci Ndiaye tey rek moo ma ko yóbbee mais amul benn problème. Pape ci dëgg-dëgg yow ñoo far ndeysaan sama yaram lay daw ci yow. baax na. yaay sama soppe sama doomu xol nga. ndax dégg ngeen bi ma koy wax. noonu la koy waxee yéen. mu ngoog Ndiaye kontaan nañu ci kanam xam naa bu Cheikh Modou Mbuub ne der moom ay maddaawam rek mbégte la yenn saa yi ba tooñ ko ne ko Cheikh Modou man maay sa président fans club ci cofeel moom it mu waaj guddi gi lii yéenam la woon depuis plus de 3 années saa yi boo wàccee rek guddi gi 4 heures du matin la may waa sawaay Cheikh Sadbou kañ lañ koy sàkkal bis ci quartier général bi donc defe naa tey guddi gi guddi Modou Mbuub la xañ na maa wax loolu daañu ko fekk fa mu ne moom it ci plateau boobu bu ca kanamee fekk ñu tàmbali yaw saas ñu dem ak question yi bu njëkk bi kii dafay laajte di woor ba noppi mais gént dafa gént am lu génn ci moom nee na ndax bu yeewoo koor gi day yàqu wala yooyu xaw ma ndax xam nga. waaw xam naa xaw a intime moo tax. waaw xam nga diine moom. Baye Cheikh gént mu neex lool. xam nga diine moom amul tabu. gis nga loo dégg ñu ne la tabu la rek si diine mooy wax bu amul yar ak teggin. waaye Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngal ba jàngal ñu naka la ñuy nekkee suñu ay soxna si biir néeg bi mais lépp dafa ànd ak yar. ànd ak teggin kon loo dégg ñu ne la tabu rek mooy wax ba nga xamante nii mooy wax bu amul yar amul teggin te alquran fatiha ba naasi amul benn wax ba nga xamante nii ñàkk na yar na ma yàlla jéggal wala mu ñàkk teggin doo ko gis si alquran doo ko wax si waxu sayduna muhammad doo ko si gis sallallahu alayhi wa sallam ndax moo waxoon ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi nee na suñ borom moo ma yar te dafa rafetal sama yarin léegi question bi mooy ki nga xam ne dafa woor tëdd nelaw gént ba am lu génn si moom moo xam góor la moo xam jigéen la
su boobaa loolu yàqul kooram. bu jógee day sangu janaba continuer kooram. da ngay sangu set rek continuer. sangu loolu bokkul si muftiraatu sawm. maanaam li nga xamante ni day tax sa koor dog wala mu yàqu déedéet. boo tëddee gént bëccëgu weeru koor. boo jógee rek da ngay sangu janaba. boo paree nga continuer sa koor. te doo fay bés bi. d'accord waaw d'accord ndax sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne ñett yi kenn du si topp sama xeet. rufi ala ummati alxata wa nisyaan wa mastukrihu alayhi. ñett yi bankal sa baaraam bi nga xamante ni da nga ko def si njuumte. ak bi nga xam ne bi ngay def da nga ko fàtte. ak bi nga xamante ne dañ na la boo ko deful sa bakkan des si. ñett yi nee na kenn du si topp kenn. ndax jamonoom am na ñaari saxaaba yu àndoon moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. yéefar yi dogaale leen ne kenn ki yow lan nga wax si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne leen yàlla moo ko yónni te moom laa gëm. yéefar yi tàqale boppam ak baatam ne keneen ki yow loo wax si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne leen waaye kooku day waxantu rek kenn gëmu ko. yaa ngi ne ko demal sa yoon. mu ñëw si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko man day dama àndoon ak diwu yéefar yi karñu laaj ko moom lu mu wax si yow mu ne moom dafa la gëm. ñu rey ko. man dëkk ñu laaj ma lan laa wax si yow ma ne gëmuma la mais sama xol bii yow rek yaa ko feese. waaye dama ko wax rek ngir muccal sama bakkan. Yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko kañu faat ngëmam moo toll foofu waaye yow dégg diine ak rawale sa bakkan moo tax. kon kenn du la si topp dara illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. am na ñoo xam ne dañuy dem ba seen ngëm la ñuy mettre en danger. seen bakkan kon la ñuy mettre en danger. mais pour ñu sauver seen bakkan parce que mën nga sauver sa bakkan tuub dem jaamuwaat yàlla. te kenn du la andil problème. mais pour sauver sa bakkan mën nga par exemple lu mel noonu bu la arrivé nga dem mais du tee boo paree nga tuub delluwaat si borom bi subhanahu wa ta'ala waxuloo ko ngir weddi. waaye da nga ko wax ngir sauver li nga xamante moom moo di sa bakkan. kon ku nelaw bëccëgu weeru koor nga gént ba dara génn si yow góor wala jigéen boo jógee sangul ba set sangu janaba boo paree nga continuer waat sa bésu koor te doo ko fay. d'accord entre ndogu ak julli timis moom nee na dafay ndogu man daf may dal sax souvent tayal waaye day bàyyi ba gee mu doog a fay timis bi est-ce que loolu yoon la. waaw xam nga boo xoolee waxtu timis moom muxtaaram dafa gàtt lool. am na ñoo xam ne nee nañ sax 7 minutes la am na ñoo xam ne nee nañ 15 minutes la yàlla rek a xam. mais li ëpp solo mooy boo naanee ndox bu dee ndox ngay doge wala café wala nga lekk tàndarma rek gaawal nga dem julli ji timis ndax muxtaar mi dafa gaaw comme ça nga mën a am si tuyaaba yi si ni nga xamante ni noonu la gën a bëree parce que comme amuloo ngànta dara téyew la yow lii sa obligation mooy nga julli timis bi si waxtoom ki ñuy may muy bàyyi muxtaar bi di xaar daruuri bi mooy ki am ngànt boo xoolee daruuri yi sax lañ wax ki nga xam ne dafa am ngànt boo ko doon tekki si olof mais ki nga xamante ni mu ngi toog am wér deful dara bu dogee lekk tàndarmaam rek naan ndox mën na dem julli ji timis ngir bañ yiwu muxtaar bi daal di koy romb te boobaa bu toogee sàggan toog rek parce que dafa sonn wala nangam ma mu romb ko boobaa day fautif waaw. entre waxtu dog jot ak cheikh tàndarma bi ñu ne itam loo ci ñaan. waaw sunu borom defal la ko. loolu maa ngi koy wax ba tey mais. waaw bëggoon naa ñu insister ci surtout pour téléspectateurs yi mën ci profité. waaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ne ñett ñi yàlla du delloo seen ñaan. ñu ne ko kan ak kan mu ne ki ñu tooñ. gis nga nit ku ñu tooñ. ba xolom fees mu tàllal loxoom ne allahumma wala rabbana yàlla day nangu ñaanam. ndax waaja ba mu nangoo jënu jàmbur jaay ko doole. dem ba jën bi màtt ko bañ dagg loxo ba mu ñëw seeti borom xam mu ne ko ku la def loola def lii mu ne ko jënu jàmbur laa jëloon moo ma def nii dafa infecté jën bi ma màttoon mu ne ko demal baalu ko ak nga laaj ko lu ma def ba lii dal la mu ñëw ne ko keroog bi ma jëlee sa jën bi lan nga ma ñaanal ba tax sama loxo bi dagg ba infecté te boo ma baalul nee nañ damay dee mu ne ko keroog dama ne yàlla kii dooleem bi mu ma wan ba ma yëg ko wan ma sa doole si moom te doole yàlla xajul si kenn moo tax da'watul mazlum ñaanu ku ñu tooñ yonent sallallahu alayhi wasallam nee na digganteem ak yàlla dara doxu si buy ñaan yàlla di ko def kooku yàlla di dooloo ñaanam keneen ki mooy ñaanuk aju tukki ku tukki lu mu ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla daf ko koy may beneen bi mooy ñaan ak ku woor bay dog saa yooyu dog loo ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala daf la koy defal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale léeg-léeg nag doone ñaan naa léegi yàlla 1 million léegi joxuma 1 million ba xewuñu foofu ndax tey mën nga ñaan yàlla 1 million am na benn musiba wala feebar wala maladie bu la naroon dal boo xamante ni doon nga si dépassé 1 million wala 2 millions yàlla fànqal la feebar boobu kon may na la 1 million mais yaa ko yëgul mais yàlla du delloo ñaan yaa ngi ñaan 1 million
am na lu la doon dali loo xam ne di nga soxla 2 millions pour faju yàlla teggil la loolu kon yàlla may na la lu ëpp 1 million moo tax boo nee ñaan naa 1 million aw ma 1 million rek day daal dee doy waar moo tax yàlla moom nee na moom lu mu c'est que dañuy xam rek wala ñu bañ a xam mais luñ ko ñaan rek mu may ñu ko moo tax mu ne bàyyi leen maax seen bopp boo leen ma bàyyi seen bopp ma defar seen affaire xam na lépp waaw dafa ma asa an tukrihu shay'an wa huwa khayrun lakum léeg-léeg nga nekk si mbir topp si sonn si daw bay bëgg a dee boo koy jot doo ko nettali léeg-léeg wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum léeg-léeg nga topp si mbir bëgg ko lool fekk sa musiba la léeg-léeg nga bañ mbir lool fekk sa teraanga adduna ak àllaaxira si la ko yàlla lamas yàlla nag comme yéen xamu leen man maa xam bàyyi leen ma ak seen bopp ma programme déroulé sama programme lu jot rek ma def ko comme ça ngeen mucc adduna mucc àllaaxira kon ñaan ku dog buy ñaan lu mu ñaan yàlla daf koy def mais bul na ñaan naa 500000 aw ma 500000 suba rek avant midi parce que ñoom noonu lañ koy jàppe yàlla balaa suba may ma 500000 yàlla gisoo 500000 liquide nii mais si maanaa si misaal am nga 500000 yoo yëgul wala lu ëpp 500000 sax te yëguloo ko kon da ñaanu kuy dog yàlla du ko delloo te Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu ko jàngal voilà kii moom nee na tout le temps dafay day woor ba pare di seetaan ay vidéo yoo xamante ni vidéo lekk la ay vidéo yu ñu dagg ay yàpp comme dañu ko xewal léegi di ko partager ay vidéo dibi ay vidéo yàpp yu baax yu nooy nepp yu ñuy fulli mu nooy di saxaar ak yooyu nee na ndax daraa ngi ci waaw xam nga loolu moom Baye Cheikh bu ñu waxee rek yàqul koor parce que bokkul si li nga xamante moom la ñuy wax muftiraatu sawm mais dañu ne bët daa war a woor non waaw fa laa jëm xam nga par exemple bu ñu ne bët dafa war a woor tey jii nii maanaam bët boobu bu xoolee lu mu warta xool day wàññi yoolu koor ba maanaam par exemple yow yaa ngi woor yaa ngi xool la nga xamante ni xëy na dafa xaraam exemple ngay seetaan film tey ko mu wër na film bii lii siy génn dara baaxu si nga focaliser bët bi sa bët boobu li muy gis yow jàppal ne yaa ngi wàññi sa yoolu koor boo demee ba am loo yëg nag ba mu génn si yow la nga xamante ni tey ji lu man yu ba génn si yow jàppal ne moom sa bés boobu moom koor ga yàqu na te yaa ko tey yàq sa koor maanaam boo seetaanee ba mu yëngal la waaw ba mu yëngal la ba nga am loo yëg ba am lu génn si yow di mani yu yow jàppal ne sa mais bu la yëngalul yool bay wàññeeku yool bi day wàññeeku mais tey jii nii boo gisee mais nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu mu jàngale foofu lu am solo ne man lam yada qawla zuuri wala amala bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharabahu sallallahu alayhi wa sallam nee ne ki nga xamante ni dafa woor te kooram terew kaa xool lu ñu tere terew kaa déglu lu ñu tere terew kaa dem fu ñu tere terew kaa jël lu ñu tere terew kaa laal lu ñu tere terew kaa wax lu ñu tere nee ne kooku na xam ne kooram googu day yàlla soxlaawul muy bàyyi lekk muy bàyyi naan maanaam bàyyi lekk gi ak bàyyi naan gi dafa war a ànd ak noot sa bakkan yaa ngi dégg parce que loolu la si yàlla bëgg tey jii nii nit bu wooree yaakaar naa dina tal leneen lu dul dem séq ak ku mu war a àndal wala ku mu war a àndal nañ ma jéggal mais koor boo gisee moo tax sallallahu alayhi wasallam jàngaloon ne yaa ma'shara shabab man istata'a minkumul baa'ata falyatazawwaj fa in lam yastati' fa alayhi bis-sawm nee na yéen ndaw ñi jeunes yi ku mën takk soxna am ay moyens demal nga takki boo ko mënul nag na nga woor ñu ne ko lu tax mu ne parce que woor googu moo gën a baax si pëyam mu mën a sàmm boppam parce que boo xiifee di nga tal leneen waaye itam moo gën a baax si bëtam ngir bëtam bañ a xool la nga xamante ni lu araam la fa huwa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj noonu la ko waxoon moom sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon boo wooree di xool yiñ togg mu neex nga si naan xaaral ma duufal bët wala nangam yàqul sa koor waaye am na lu ko gën dem ubbi alquranul karim moo ko gën jàng bu fekkente ne mën nga ko boo ko mënul boo tey téléphone yi comme ni ñu koy waxee téléphone yëpp ay télé la nga ubbi sa télé dem YouTube déglu alquranul karim moo ko gën déglu waaraate moo ko gën déglu ku mel ni sëñ Hadi Niass ak tafsiram bu am solo bi wala oustaz Mor Thiam wala oustaz Taïb Socet nga yokk sa ay yiw parce que comme ni nga ko waxee sànq weeru yokku yiw la mais di woor ba nga xamante ni da nga siy def luy wàññi ay yiw fi mu nekk nii nag seytaane yëpp jëng nañ leen lu fi waaye def si bakkan nga ko teg waaw kon yaa ko tey lu waay def si weeru koor yaa ko tey parce que si bakkan dong nga ko teg te waxoon naa la fi dinaa la ko répété bakkan ñett la an nafsul mutmainna l'âme apaisée am nafsul lawaama l'âme qui ne cesse de blâmer ak an nafsul ammaara bi suu l'âme incitatrice muy ñett yu bokkul an nafsul lawaama saa yoo naree def dara di nga am benn conscience buy wax ak yow naan laan déet Assane déet Pape Cheikh déet Mamadou Ndiaye bul def nangam wala nga def ba pare mu ne laan xoolal li nga def ba pare lu ko fi jaroon loolu
la ñuy wax an nafsul lawaama yàlla daf ko indi si alquran laa aqsimu bi yawmil qiyaama wala aqsimu bi nafsil lawaama ak an nafsul al amaara bi suu ak boo xam ne danaa laan waaye demal waaye garaawul mooy l'âme incitatrice waaye lii du dara waaye garaawul amul problème waaye naanal waaye jël ko waaye defal waaye nangamal waaye sàccal waaye nangam ba nga def ko ba pare nag inna nafsa la amaaratun bi suu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim sa suratu Yusuf yàlla neen dëgg am na bakkan yoo xam ne day inciter doomu aadama pour muy def ñaawteef beneen bi mooy an nafsul mutmainna muy l'âme apaisée yàlla nañu ko yàlla defal mooy bi nga xamante ni fexe na ba dominer l'âme incitatrice ba mënalu ko def loolu ñaaw jafe nag waaye itam bi nga xam ne fexe na ba déglu l'âme qui ne cesse de blâmer balaa ngay dem mu naa la deet attends teeyal dafa ndànk nga fexe ba dominer ko yàlla neen boobaa yow nga am nga an nafsul mutmainna boo demee si suratul fajri sa mujjantal ga mooy am na benn tàgge bu ñuy teg Sud FM ñu jéggal ma suñu ay collègues lañ yàlla na ñuy wax naan yaa ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati mooy seen bande bu neex boobu ñuy teg rek ni ma neexee yaa ayyatuhan nafsul mutmainna yaa am na nu mu koy mbaaree daal bande bu neex a ngoog irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati su ma damu juumul Ali Jabir moo jàngoon njàng moomu jégg na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm si imam màkk yi la bokkoon donc l'âme apaisée boobu yàlla na ne bu ñëwee yomal qiyaam yàlla moo koy gàttal yow seetal leen ma bande boobu loolu dafa neex de ñëpp a ko jàpp c'est comme Salim To rek voilà ni ñu jàppee Salim To scène nationale noonu la ñu voilà noonu la ñu moom nu mu tuddati bande boobu sax yaa ayyatuhan nafsul mutmainna si suuratu wal fajr la maxu bu ko mën a bind bu doon Pape Samba dina ko bind mais maxu moom suuratul fajri si fin bi mooy waxal Bouba Ndour bu bindal la ko boobu comme dem na màkk ba ñëw yaa ay natu xëy yaa ayyatuhan nafsul maag tonton mag ñooy am mënuñu yooyu léegi nag l'âme apaisée damaa bëgg ñu tegal ma bande dinañ ko teg léegi nag l'âme apaisée boobu bu ñëwee yawmal qiyaam loolu dafa neex de léegi nag l'âme apaisée boobu bu ñëwee yowmal qiyaam nee nañ yàlla moo koy gàttanul boppam imaginel Pape Cheikh lu yàlla di gàttanul boppam ak malaaka yërmande yi nga xam ne kon yàlla bëgg na ku noot bakkanam léegi nag moo tax naan yaa ayyatuhan nafsul mutmainna yow bakkan bi nga xam ne fexe nga ba dominer l'âme incitatrice muy an nafsul ammaara bi suu fexe nga ba an nafsul lawaama bi nga xamante ni mooy l'âme qui ne cesse de blâmer dina laan defal bul def teg nga ko fële kon ay am nga l'âme apaisée kon yaa ayyatuhan nafsul mutmainna yow mi nga xam ne da nga indi bakkan bu teey bu sell bu laab si jaamu yàlla kese irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya dellu sel si sa borom mi nga xam ne moom moo la sàkkoon nga nekk ku yàlla gërëm waaye itam yow nga gërëm yàlla si teraanga yi mu la waajal kon fadxuli fi ibadi ñëwal nga dugg jannati kon fadxuli fi ibadi duggal bokkal si sama jaam yu sell yu baax yi ma nangu ñun nag waa TFM ñoo baax te parce que xam nga ne gradu jaam yàlla yëpp gradu abdu moo si gën moo si féete kaw mooy nga nangu jaamu yàlla ba yàlla nangu ne yow mii jaamam nga Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek ko mooy woon yitteelam moo tax yàlla waxoon subhaanalladi asra waxul bi muhammadin waxul bi nabiyihi waxul bi rasulihi waxul bi nangam bi abdihi si jaamam jële ko masjidul haram ilal masjidul aqsa ba mu jeex sara ñaan nga moo tax mu ne waduxuli jannati kaay nga dugg sama aljanna yàlla ñu ko yàlla defal moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne jihaad bu ndaw bi jeex na bu mag bi moo des saxaaba yi radiyallahu anhu ne ko yow ñii rey nañ suñuy doom ñii des nañ si ñii rey nañ seen ay jabar ñii handicapé nañ si lu ne dal nañu si yow nga ne loolu jihaad bu ndaw la kon bu mag bi fu ñu jëm mun leen mooy jihaadu nafs xeex ak sa bakkan yàlla nañu si yàlla jàppale jàmbaar nag newu fi ku yàlla jàppale rek dimbalee fi nekk de yàlla nañu yàlla seen na ma yàpp mbaam ba ndeysaan ñu dibi ko dibi mbaam ma nga xonk señaa mu ne nooy nepp rafet ma ni xam nga li si gàttal daal jihaadu nafs moytu ko moo gën moytu ko ndax sa xel nit lu mu bëtam di tege rek da koy transmettre xelam donc loolu si bëccëgu weeru koor am na lu ko gën déglu jël alquran déglu jël tafsir wala nga déglu ji comme jaabir bi ñuy waxtaane ak yu demee noonu nga xam ne daf lay delloo si yàlla ndax weeru dellu si yàlla la ñu nekk ak fii réew mi toll ak àdduna bi Baye Cheikh léegi man li may wax ni Mado daaw sama benn xarit boo xamante ni Amérique la dem dugg ci restaurant bi fekk fa côtelette yu rafet côtelette ya rafet lool ñu grillade ko yow mun yàpp américain yi fogo de ciao dem na ma fa ñu côtelette ko BBQ lu tudd xaw ma nu ko woowee noonu waa Amérique BBQ. moo la ko gën a xam moo la gën a xam noonu. BBQ am na nu ñu ko woowee daal ñu lakk côtelette yi ma nga wow koŋ nooy nepp daal dafa boole xam nga nekk ci diggante woo nooy ba pare rafet lool doon côtelette
ñu ràñsele ko noonu am ay niin jël seen ay sauce yooyu rek xam nga Amérique dañoo bëri sauce Amérique dañoo bëri sauce nag te dañoo bëri mburu xam nga ñun benn rek la ñu am suñu baguette France yooyu waaye ñun dañu am mburu yu tàppandaar yu tàcc yu biron yu xaw ma nu ñu ko tuddee te li garaaw ci ñoom mooy il faut que ñu booleel la ci tuuti mboq xam nga ñun mboq ci table yi lañ koy jaayee ci mbedd bi ñoom dañuy jël ab mboq diw ko bër teg ko ci wet gi xaw ma berek fës la xaw ma dañuy mel ni ku ko kii dañuy mel ni daal ku ko brochette léegi mu ñu jël côtelette bi daal wërale ko sama xarit bi ñëw dugg lekk bi mu lekkee ba ci digg bi lekk na waa il a tout mangé ba ci digg bi serveur bi ñëw ne ko yow na nga def fan nga dëkk mu ne ko Sénégal mu ne ko yéen Sénégal dégg naa du ngeen lekk lii mbaam la yàpp mbaam la fekk moom mu ngi doon sax xam ni sax benn côtelette bi ci gémm bi kon what léegi moom lan la war a def dafa war a àggali sàq mi bi lekk na ko ba pare. it's not me ok dafa war a àggali lekk bi wala daf ko war a arrêté. waaw xam nga si cas de figure boobu Amérique ñoo bëri soos. xam nga cas de figure bi nga wax. dafa nekk la nga xamante ni lu mën a nekk la. ndax suñu borom moom subhaanahu wa taala teguñu dara lu diis. xëy na bu laajte woon avant du ko lekk. mais balaa ngay àgg moom day àggali wala day bàyyi. non day bàyyi. day bàyyi immédiatement. day bàyyi immédiatement parce que dañuy wax ne boo nekkee si dara. l'islam tere la ko fam la ko teree. nga yëge ko foofu nga koy bàyyee xam nga lu tax. Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais benn côtelette rek. waaw maa ngi ñëw dafa am fu ma jëm. yàlla amul problème. maa ngi ñëw dafa am fu ma jëm. dafa am fu ma jëm. yàpp woon nooy nepp. kooku sa xarit la de waaw demal. dafa am fu ma jëm. te dañoo am sauce bu tudd samouraay boobu jar na 14 milliards ak sauce barbecue da ko cap fii mu doon ñaari sauce yow boole rek daal dama fekke foog na caaw xam nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla rek moo ñu mën a sàmm sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na ki gën a nay si àdduna mooy ci dégg sama tur te julliwul si man moom Seydina sallallahu alayhi wa sallam te guddi tey di guddi altine suñu ay jëf yëpp moom lañ koy dajaleel yóbbul ko mu tiñul ñu borom bi si ñaawteef yi ñu def ngir yàlla jéggal ñu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na guddi aljuma bu jot ak guddi alxames bu jot dañuy guddi aljuma ak guddi altine bu jot jëfi jaam yëpp dañ koy dajale andil ma ko andil ma dossier yëpp ma traité leen ñii yàlla soxla yërmande ma ñaanal leen yërmande moo tax fu ñu waxee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi boo ñëwee si cas de figure boobu xam nga moom bi yàlla di araamal sàngara ñetti étape la yasalunaka anil xamri wal maysir qul fihima ithmun kathirun wa manafi'u linnas yàlla ne sa gars yi dina ñëw laaj la nu sàngara lu si yàlla wax ne leen day bàkk ñaawteef bu bari moo si nekk waaye am na lu muy jariñ parce que nit lu mu tàmm boo ñëwee bëgg ko tere subitement yàlla dafa xam ne jafe-jafe mën na am mën a ñëwaat beneen yoon ne laa taqrab yaa alladina amanu laa taqrabu salata wa antum sukaara hatta ta'lamu ma taqulun yéen jullit ñi ñi gëm yàlla bu julli di waaj a jotati bu leen naanati sàngara ndax bu ngeen di demee di julli ngeen bañ a jaxase aaya ak verset yi parce que mën nga màndi boobu beneen étape ñëw na yàlla beneen bi nag mu ne innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani heureusement sama yàlla daganal ko waaye bu ko daganaloon du baax sax léegi troisième étape bi baaxul pour fii sàngara araame définitivement baaxul fii mu araame définitivement boo paree bàyyi moom Oustaz bul bàyyi dama wax demal léegi nag xam nga sàngara si fi mu araame définitivement mooy aaya bi innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuuhu la'allakum tuflihun yàlla nag ne na ngeen xam ne li nga xam ne moo di sàngara ak jeu de hasard ak yi nga xamante ni bantal ak yi doon def arab yi bu njëkkoon rijsun min amali shaytaan ak yi demee noonu yàlla ne xam leen ne bés ni ki tey yooyu yëpp dafa nekk si jëfi shaytaane na ngeen ko moytu na ngeen ko moytandiku bu ngeen ko moytandikoo rek texe boo demee ba si biir innamaa yuriidu shaytaanu an yuqi'a baynakum al-adaawata wal bagdaa yàlla ne iblis li mu leen di defloo pour ngeen di naan sàngara xoolal toujours ñi màndi xeex xuloo jam na ko nangam na si li si ëpp na ma yàlla jéggal si mbedd mi
yaa ngi dégg fil xamri wal maysir si sàngara ak jeu de hasard yooyu rek lay demee am na ay xale yu fi doon jouer benn façon jeu fayuñu leen ñu fi nekk fii taal ay pneu rayante lu nañu dugg si ne dañuy manifester amoon na fi yaa ngi dégg fii si réew mi am na fi yàlla mu ne waa suddakum an dikrillah wala waaye suddakum an dikrillah ba pare day tex bu tudd yàlla jotee wala jaamu yàlla wala julli di ngeen ko tal am na ñoo xam ne ñu ngay carte xaalis am ñoo xam ne bu ñuy julli ñu nga sa baar ba ak yu ñu demee yàlla mu ne wa anis salaati ak jaamu yàlla julli bu jotee daf leen koy tere def kon fa hal antum muntahun bés ni ki tey nag na dakk bu ko kenn naanati kon ñetti ataaya bii lañ araamale sàngala nee nañ keroog bi ñu araamalee sàngala am na ñoom dañ tey woon seen kaax di guux bi aaya bi wàccee noonu lañ ko tuuree pour wax la booy seex yàlla aaya ñëw rek bàyyi ñoom dañ téye woon seen kaas di naan bii aaya bi wàccee noonu lañ ko tuuree. donc moom foofu moo tax ma indi exemple bële. na arrêté. na arrêté. am ñoo xam ne dañu amoon ay stock yi sàngara seen biir kër. dañ ko doon génne di ko tuur. barigo yi am ñoo xamante ne dañ si amoon ay bouteilles dañ ko génne di ko am ñoo xam ne dañ demoon jëndi biñ ko déggee lañ dëppaat. donc aaya bu dabee jullit rek. li ko war mooy mu conforme wu ak aaya boobu. automatiquement kon boo yoree yaxu boo xamante ni di seeñu yàpp boo xam ne l'islam nangu ko. ñu ne la lii kat nangam la. arrêté te nga am leneen boobaa bàyyi ko fa. nga xamante ni lan sa jot a lekk nag. afallahu amma salaf yàlla jéggal na la li weesu. macha allah waaw mu ngi noonu yàlla nag dafa bëri yërmande loolu jàng nañ ko ci yéen macha allah jërëjëf yaa Oustaz ci tontu yu am solo yooyu le bu leen fàttee ndimbal yi ba léegi dañu koy séddale laataa ñuy tàmbalee guddi gi on va enchaîner ak sujet yu ñu leen préparé bokk na ci place su ñi nga xam ne ni ñoo amee plago ci situation bon dama dëpp ni nga ko bindee place des personnes en situation de handicap. Dans la riposte contre le Covid-19. dëgg la Baye Cheikh may nuyu ay du net bu baax a baax Dada Dayman jot naa yóbbante bi waaye tamit ci ndimbalu ñi nga xamante ne ñooy soppey télévision Futurs Médias ñu daal di dem rek ay dëcaam. maamam la ñuy waxtaanee xam nga ni Chérif la. waaw moo tax xam naa mu génnee Hélène Deyman mi mu bokkal ma nga Angleterre. dëgg la nit ku baax. sa pañe ñëw na sama pañe ñëw na. man yónnee na ma barki démb. waaw nit ku baax ba pare pañe yu amul fenn lay defar nag macha allah. di sargal bu baax waa kër Cheikh Saad bu wax xayaatu di wax ni rek nañ jëm seytaan yi ki nga xamante ni mooy Aïssatou Cissé daal di dellu si waat. Covid-19 bi président Macky Sall taxawal ci réew mi pour jàppale couche vulnérable yi nga xam ne ñoom ñoo gën a impacté tey ci pandémie bi déjà ministère de l'équité territoriale ñoo ko chapeauté mais dafay jaar ci loxo commandement territorial bi ci gouverneur bi ba ci suuf ñoom ñoo koy gérer. te niñ koy gérer dañu basé wu ci registre national unique bi ba pare bu ñu demee gox bépp gox bu ñu dem pour xool personnes yi ko soxla dañu déjà identifier xool ci liste bi personnes yoo xam ne ñu ngi ci gox bi te dañoo impacté ci kii bi pandémie bi nekk ñu ci registre bi ñu inscrire leen bu ma jëlee exemple Sicap Liberté sous-préfet mu ngi fa woon ak autorité Sicap Liberté de sorte que bu ñu ñëwee liste bi ñu yore ñi ñoo xam ne nekk ñu ci liste bi dañu ñëw ak seen photocopie carte d'identité ñu ajouté leen muy personne handicapée muy personne vulnérable tout simplement nga xam ne tey liggéeyam sooxe na ndax kii mbas mi personne handicapée yu bëri ñu ngi may woo di ma ne nee nañu ñun bokkuñu ci parce que amuñu carte égalité des chances wala ñun bokkuñu ci parce que nekkuñu ci registre ak yooyu ma ne leen non seen gox bi ngeen dëkk ku nekk gox bu mu dëkk bu commission bi nekkee foofu da ngeen di dem jege gox bi ak seen papier carte d'identité nationale boo leen amee carte d'égalité des chances ngeen boole ko ci ngeen dem ngeen inscrire nañu tey ñu xam ne vraiment président bàyyiwul kenn ginnaaw pandémie bi ñëpp la laal am na ñoo xam ne ñu ngi doon yelwaan mënatuñu yelwaan parce que il faut ñu protéger leen aussi ma saluer sama yenn partenaires yi déjà
atelier 221 ak tuuti bu ma doon waxtaan ak moom ci suñu beaucoup de projets yoo xam ne dañ ko am en commun mu ne ma il faut am na financement uniforme et c'est pour faire des masques mu ne ma tu vas en donner mu ne ko mieux est-ce qu'on ne peut pas faire travailler les personnes handicapées mu ne Aïssatou on va faire travailler les personnes handicapées DER aussi da koy financer pour masque de sorte que loolu yëpp la ñuy mutualiser jox ko ay personnes yoo xam ne ñii ay handicapé lañ ñii dañ doon ñëw seen activité taxaw et on va profiter man je vais lui faire la proposition que ñu profiter si lancement bu ministre de la femme def une femme un masque pour protéger la population parce que jigéen moom moo am prérogative vraiment protection njaboot bi single bi artiste handicapé yi di def bu ñu def déglu naa ko vraiment c'est magnifique il faut que nit ñi di ko teg maison de presse yi di ko teg tout le temps parce que day wane seen jàmbarte aussi par rapport ak lii ils ont montré que ñoom ay citoyens la ñu ce sont des citoyens comme les autres citoyens fu yeneen rappeurs yeeg mbalaxmaan yeeg yooyu defee seen asi single ñoom tamit génne nañu et ils ont tapé fort parce que c'est un son magnifique je voudrais vraiment lancer un appel aux personnes handicapées leur demander de continuer à suivre parce que ñu respecter mesures barrières yi lañu dañ ko respecter nañ ko continuer respecter ba pare dans tout ce qu'ils sont en train de faire nañu préparer après Covid parce que ça risque d'être chaud. Voilà donc Aïssatou Cissé bokk na ci ñi nga xamee ni ñooy conseiller président Macky Sall moom it nekk daanaka ambassadrice ci ñi nga xamante ni ñoo ngi dundab laago mais am fulla lool doon jàmbaar. ku ñu respecté la ci réew mi. dëgg la Baye Cheikh nekk na koo xamante ni ku am fulla la représenté nag li nga xamante ni moom la doon ndax bu ñu fàtte ni numéro ba la ñu génnoon dañu invité woon Mame Soxna di koo xamante ni mooy vice présidente ñuy dund ak handicap ba pare entrepreneur maanaam ñiy liggéey ñu doon posé wu nag question yu bëri par rapport ak Covid 19 bi nga xamante ne dal na ci suñu kaw Aïssatou Cissé nag mooy la personne bi nga xamante ni moom laa dem seeti pour mu répondre ci tontu ci li nga xamante ni mooy ay question yu jaaxal ñu bëri Pape Cheikh tey àdduna bi li nga xamante ni dañ ci war a bàyyi xel mooy booloo mooy doole tey ji dund ak laago du tax également bu liy amee nga dem toog dans ton petit coin daan ne non damay xaar ñu woo ma wala woo nañu diw man kenn woowu ma yooyu yëpp dama bëgg gaay ñu koy génnee ci seen xel te xam ne tey ji ñun ñëpp bu ñu booloo rek maanaam li nga xamante ne moom la ñuy xeex muy Covid 19 bi danañ ko am maanaam dinañ am victoire jëmale ko ci ñoom parce que ñoom nee naa leen ñoom ñoo gën a yelloo ndimbal bi rawatina ñi nga xamante ne dañ leen dal ba pare ñu daan liggéeyatuñu tey ji ki nga xamante ne mooy Aïssatou Cissé nee na riposte bi nga xamante ni maanaam riposte Covid 19 bi jàmmaarloo bi nga xamante ne dañuy jàmmaarloo ak moom ñiy dund ak handicap tey ji ku ci nekk jëluñu benn ndimbal jox ko benn association pour muy leer parce que ñu bëri dañoo defee ne dañoo jox ñi bàyyi ñii joxuñu ko kenn bu ñu demee ci quartier yi boo demee ci chef de quartier bi ñi nga xamante ne ñoom lañ ko jox mooy waa ministère de l'équité territoriale ci commandement wu territorial bi gouverneur ak ki nga xamante ne mooy préfet ak ñi nga xamante ne ñooy chef de quartier yi bàjjenu gox yi ñooñu ñoo yore liste bi bu dee ndimbali ñëw na ci sa quartier demal ci ñoom soo demee ci ñoom sa tur bu fa nekkee ñu jox la ci ndimbali bu fa sa tur nekkul dinañ ko bind loolu waxoon nañu ko waaye tamit économiquement parlant Aïssatou tey dem nañ ba am benn maanaam financement boo xamante ni waa une femme ñoo leen ko defal ànd ceeg atelier 221 tuuti ci ndimbalu tuuti. Bijou qui est en train de l'encourager d'ailleurs. Exactement. Elle encourage Aïssatou depuis 5 am di jàmbaar la et puis elle est adorable Bijou tuuti. dëgg la tuuti moom moo nangu nag liggéey ak handicapé yi pour nag defar ay masques joxe ko ndax ministère de la femme dañ ne benn jigéen bu nekk ak benn masque loolu la ñu lancé donc actuellement commencé nañ ko ñu leen di ñaanal bu baax a baax ñu am ci li nga xamante ne mooy ndam di Aïssatou di ko encouragé bu baax c'est pas facile beaucoup de questions nit ñaa ngi koy posé di ko jaarale ci moom waaye tam di ko jaarale ci man wax naa la ko léegi ku ci nekk yaa ngi xaar waaye ñu def ndànk rek te xam ni réew mi ñun ñëpp a ko bokk te bi yoon amul xaaj ak seen dangaa am laago amoo laago ndimbali yaa ko moom te dinañ leen ko jox incha allah. Ah oui Aïssatou qui est aussi écrivain
écrivain wala écrivaine. Bien sûr. def na ay livres yu bëri. nous on l'adore tellement. ci njàmbarteem. elle est adorable. elle est très adorable. voilà ñëpp ko fonk boo ko gisee da nga koy bëgg. et je pense que icône la pour ñi nga xamante ne ñooy dund laago. dëgg la parce que suñu borom moom ak lu mu la mënti teg. dalay sama benn xarit daf ma daan wax ni. yàlla bu la mayee li nga gën a bëgg. daf la ciy tegal. li nga gën a bañ. loo xamante ni voilà mooy loolu. mooy nattu rek Baye Cheikh. xam nga suñu borom subhanahu wa taala dafa waxoon ne. alif lam mim ahasiba an-naasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. yàlla dafa wax ne ndax nit ñi dañu jàpp ne dama leen wàccee ci kaw suuf bàyyi leen rek ñuy dox seen ay yitte di dem di ñëw di dox comme bon leur semble te dama leen teg ay nattu te comme ni ma ko tege woon ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen fi jiitu woon te dafa am la nga xamante ni xëy na sax ñun ñoo koy tuddee waxin laago mais comme li ñuy wax laago ci xel la ndax boo demee ci am na benn scientifique bu mag ba nga xamante ni je pense que anglais la woon tur bi laa moo ma rëcc faatu na ci fauteuil roulant la doon toog te li mu doon wax ci xam-xam kenn doonu ko nattable kon yëf yi nekkul ci li nga xam ne moom moo di yaram yonte yàlla Moussa alayhi salaam yonante la yàlla daf ko yónni woon waaye am na cëram ba nga xamante ni na mu waroon melu ko woon muy làmmeñam moo tax yàlla ba mu koy yónni mu ne ko boole ci sama frère bii Haaruna fa arsil ma'iya axi Haarun boole maag sama frère bii Haarun ñu ne ko lu tax mu ne yàlla huwa afsahu minni lisaanan moom moo ma gën a setle làmmeñ kon te yonante la woon yàlla ne ko kon yéen ñaan ñëpp mën ngeen dem wax ak Firawna kon loolu li ñu siy déggee mooy suñu borom subhanahu wa taala ak koo mën a doon mënoo fexe ba yow toujours ni nga ko bëggee muy demee noonu mais moom ni mu ko bëggee noonu lay demee ñi nga xamante ni rek suñu borom subhanahu wa taala xëy na daf leen teg ay nattu nañu xam ne ay doomu aadama lañ amul dara la nga xamante ni doomu aadama mën na ko am mu jomb leen li may faral di wax yàlla bi mu ñuy wàccee si àdduna bi nag waxul woon problème du am mais dafa waxoon ne dinaa jàpp si combat bi ba na mu waroon méttee du ko xëy na du ko méttee kon ku mel noonu dañ ko war a féliciter encourager ko ak ñi mel ni moom itam ñu góorgóorlu ñu xam ne suñu borom subhanahu wa taala wax naa ko fi démb dinaa ko répéter tey ñun ñëpp laa wax ñu jàppee ay personnes yi nga xamante ni dañu mat si waxin am na loo xam ne mu ngi ñuy dàq mu ngi suñu gannaaw te tôt ou tard daf ñuy jàpp muy télé waaw yàlla moo ko wax ala kulli àll waaw yàlla nee na ñëpp dinañ fa àgg waman nu amirhu nu nakkisu fil xalqi afalaa yaqiluun wala afalaa taqiluun ñaar yëpp baax na si suuratu yaasin yàlla nee na képp ka nga xamante ni may naa la gudd fan wala adduna bi mu ngi si kanam ngay dund rek tôt ou tard dina am lu ma la joxoon danaa ko rocci am ñoo xam ne tey jii nii à bas âge doon gis dem ba si biir yàlla rocci seen gis am na ñoo xam ne doon dox yàlla téye seen ay tànk damay jël exemple Zipra rek Zipra mi nga xamante ne daf ko dab actuellement ci loolu sax laa ñëwee ni génn nañ benn single collectif woykat yi nga xamante ni di dund ak laago yëpp dañu génn fi mu ne benn son boo xamante ni dañ koy teg nañ ko vidéo bi la ñuy xaar pour présenter ko nit ñi ci télévision juste pour terminer pour exemple bi nga jël ku ñuy wax Abdullah ibnu Ummu Maktoum doon ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu silmaxa la woon xam nga lu silmaxa la woon pour wax la yàlla dafa leen jox cër bu rëy dëgg la dafa am bés yahudi wala yéefari ñëw seete Seydina Muhammad am xel di am ay kilifa ñëw di wax ak yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent sallallahu alayhi wa sallam bëgg leen convaincre pour ñu dugg si diine Abdullah ibnu Umm Maktum jóge ba këram ñëw di laajte si mbiru diineem sallallahu alayhi wa sallam mel ni ku ko xaw a fenatal nañ ma jéggal si kàddu gi ngir bëgg na kilifa yi dugg si diine ji Abdullah ibnu Umm Maktum am lu ko naxari daal ndax ñi yonentu sallallahu alayhi wa sallam concentré wu si ñële te xawu ko bàyyi xel nañ ma jéggal mu albatiku di ñibbi yàlla ne ko abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fa tanfa'ahu zikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka wa amma man jaa'aka yas'a wa huwa yaxsha fa anta lahu tasadda ba fa rek ne ko kallaa innaha tadhkira yaa ngi dégg ne kon lii rek c'est un rappel am na ku ñëw si yow di silmaxa maa wàññi ay bëtam ngir mu xam diineem bi mu ñëwee am na noo doxale rafetul fas nga sa kanam am na noo doxale ba moom dëpp na mu ngay ñibbi bu yeggee këram rek boo moytuwul dina am mbir mu xew dafa sallallahu alayhi wasallam mu woo ko ne ko kaay mujj gi xam nga nu mu ko doon woowee ana sama xarit bii nga xamante ni moo tax yàlla yedd ma macha allah
waaw kon ñooñu jaruñu xeet ñu jar a fonk lañ. ñu jar cër lañ. waaye itam surtout ñu jar a bàyyi xel lañ bàyyi. Franklin Roosevelt. nekkoon président aux États-Unis handicapé la woon. Scientifique bi ngay wax léegi nii je pense qu'on a même sa photo. yaa ngi wax ni moom. jël nga exemple léegi ci moom je pense qu'il s'appelle Stephen Hawking. On a même sa photo si possible on met ça Stephen Hawking moom tamit borom xam-xam la. non maara day taali tukkal ak amul lu ñu doon def si wàllu science. te duñ ko consulter te toujours ay waxam dafa nekk dañ ko doon jël. en considération buñ la génneeloon photo bi léegi nga gis ni mu meloon. di nga xamante ni ndekete yëf yi si xel la. te xëy na du wax sax si kàddu nit di ko dégg mais lépp il travaille avec sa machine et ses appareils di génne xam-xam ba nga xamante ni mu ngi si xelam donte la yàlla téye ne làmmiñam donte la yàlla téye ne tànkam donte la am na lu ko suñu borom subhanahu wa taala binde mais am na lu mu def si xelam mooy que ne mën na jëriñ boppam mën na jëriñ réewam mën na jëriñ toute l'humanité ba lépp la nga xamante ni njëriñ la daf ko doon génne di ko partager ak nit ñi et c'est très important. Voilà merci en tout cas Niatam ci sujet bu am solo boobu la bu leen fàtte voilà il est là merci mais tonton mag bi muy ñëw fekk na ñuy dem ci Coro pour waxtaan ci leneen lu dul lii nga ñu proposé mais amul benn problème de toute façon man sax damaa jum man itam daanu naa dafa fekkoon ñu waroon dem ci Mado dooga bifurqué ci Coro voilà donc on passe Mado pour parler de beignets et de jaaykatu beignets des beignets et de jaaykatu beignets oui am na ñoo xamante ni peut-être li ñuy jaay ça fait rigoler par exemple quand je vois suba gi su ma rombee kii jaay ndékki ñoom ndambeek omelette ñëpp wër ko ma nit ñi waroon nañoo toog seen kër waaye man li may bëgg ñu toog seen kër yëpp sama xel bi yëpp day nekk ci ndambe gi mais yàlla baax na alors organisation des vendeuses de beignets en cette période de pandémie naka lay demee beignet bi. oui Baye Cheikh xam nga loolu dafa am solo parce que gis nañ ni boobu ba léegi bi koor gi jotee nit yi de soit dañuy jënd mburu waaye am na ñenn ñoo xamante ne beignet nañ ci beignet ngi am ba tey donc beignet mi ngi am ba tey am na ñenn ñoo ñu daan indil moom Pape Samba ay beignet dugub en dëgg période la de ak koor mais indil Maawo aussi ak bëgg beignet parce que léegi li ko waral kenn génnatul ci mbedd bi di jaay Maawo dañuy ànd sax mu seere foo jëm mu ne ma Maawo bëgg beignet bi ñuy wis waaye yow nga bëggee beignet moo ñuy andil par matin yeewu leen yow Pape yeewu leen doo ko gis sax ñun fële maquillage yeewu leen fa lañ koy lekk ba mu jeex non ci beignet moom la ñuy lekk dañoo namm ni beignet yow day fekk fii ngay jaar Maawo daa bëgg beignet tonton mag daa bëgg beignet Pape Samba bëgg beignet buuba nag beignologue la moom beignet lay dunde waaw lu jaaykatu beignet yi def yow. donc jaaykatu beignet dañuy changer maanaam changer li nga xamante ne moo di seen comportement ba cher parce que comme ni ñu ko waxee gis nañu que bi Covid bi amee ku ci nekk na nga doon doxalee changer nga ko tere nañ jaayum beignet bi ci mbedd bi ñii nga xamante ne dañu doon jaay pain gis nga ne ñoom tamit changer nañ li nga xamante ne moom moo di seen doxalin di defloo kër nit yi di jëfandikoo li nga xamante ne moom moo di gel yeeg yooyu maanaam norme yi ñuy wax joxe pour nit yi respecter ko pour ñu mën a bañ a propagation wu Covid 19 bi de ce fait ñu dem seeti kenn koo xamante ne moom tamit dafa siiw ci jaayum bañ ñëpp dañ ko xam mu doon drainer monde bu bare donc ñu dem ne xool moom itam ak Covid bi naka lay doxalee est-ce que jaayam mi ngi dem wala demeewul noonu ñu dem xool yi élément bi ñëwaat Baye Cheikh. rax sama loxo mu set ma def benn alcool ba pare après ma jël gel bi def sama loxo ma ñëw def sama masque su ma ñëwee balaa may dugg fii damay njëkk raxasu ba pare ba ma kii ma fomp sama loxo ma daal di dugg si fii jënd waaw. ma xol di dund mel ni say lamp leeral sama ru sooy jaay vraiment nga jël sa matukaay yi nga xam ne moom yëpp mat na sur tous les plans fii kiy beñe bokkul ak ki nga xam ne mooy jaay bokkul ak ki nga xam ne mooy taxaw di encaisser parce que kiy jaay moom loxoom ñaari loxoom yëpp dafa war a set sell day jël def ci beñe jox borom te kiy ñëw ci loxo yi set lay ñëwee ndax day raxasu ki nga xam ne mooy beñe moom mu ngi à l'écart sol masque donc bu toogee mu ngi beñe beñam tranquille ki nga xam ne mooy encaisser aussi day sol masque di jël di delloo musuma liggéeyee ak loxo ñun gant la ñuy liggéeyee gant en vinyle mu ngi nii moom la ñuy liggéeyee ñuy xóoyal ci kaw moom la ñuy defaree ñi nga xam ne ñooy toog di saaf moom la ñuy saafe parce que en général bu yàgg ba boo daan beñe da ngay dugal sa loxo ci ndox di kii pour bañ a coller
te gants yi boo koy bañee du kole set dafa am solo omo ngi fi javel a ngi fi gants a ngi fi serpillière a ngi fi ndox a ngi fi soo jëlee sa matukaay yépp def li nga war a def beñe bii ngay jaay bul ko def ci journal kayit yu bees yaa ngi fi set na nga jël ko def ko ci say kayit def ko ci say sachet yu wóor jox ko nit ki bu loolu amee rek jàmm. voilà donc beignet on peut dire que c'est un plan B bu fekkee amuloo mburu mën nga dem jëndi beignet et puis beignet dafa bëri façon et puis ay jigéenu jàmbaar ñoo koy jaay. ay jigéenu jàmbaar ñoo koy jaay mais Baye Cheikh xam nga ni ku ne beignet xam ne que d'habitude ak loxo nga koy defee te saa su ne dañuy wax nag lépp loo xamante ne moom moo di virus bi parfois dina nekk ci loxo pour mu gaaw a wàlle gémmiñ aussi dañ koy faral di utiliser booy def li nga xamante ne moom moo di beignet boobu parce que da ngay ñam de ce fait ñu ne xaaral ñu dem seet ñi nga xamante ne dañuy jaay parce que la plupart dañuy drainer monde te wax nañ ni que dorénavant dañuy éviter lépp loo xamante ne moom moo di ay mbiru dajale voilà jaaykatu beñe bi table dañ koy wër xam nga donc ce qui veut dire que nit yi dañ fay wër te dañuy tere lépp loo xamante ne moom moo di rassemblement de ce fait ñu demoon xooli ki nga xamante ne moom moo di soxna Mariam Thioune moom itam mu won ñu que dafa changer bu baax li nga xamante ne moom moo di comportement yi déjà ils font la queue la première chose dañuy def ay ligne de barrière yoo xamante ne 1 mètre nit yi dañ ko war a respecter mais balaa ngay dugg sax donte yow jóge nga sa kër jël sa matuwaay donc dafay exiger nit ki raxas loxoom parce que ci buntu bi def na fa lépp loo xamante ne mooy jumtukaay pour raxasu bu ci jógee aussi sa masque tu es obligatoire nga takk ko xaar léegi nag li ci gën mooy boo leen toppantee wala ngeen tase fa da ngeen di def seen distanciation da ngeen di ko watandiku waaye aussi di bàyyi xel ki nga xamante ne moom mooy encaisser xaalis bi ak ki nga xamante ne moom mooy jaay ak kiy defar beñe bi ku ci nekk dañuy am distance boo xamante ne da ngay séparé wu leneen loo xamante ne ñi ngi koy wax aussi ñu gis ko ci c'est très important comme waxoon naa leen ni beñe ku koy def da nga koy dank ak sa loxo l'idéal mooy de porter des gants doo xamante ne c'est des gants en vinyle nga xamante ne non seulement du collé te boo ci peree da nga koy jël sànni ko ci poubelle bi de ce fait yow doo indi benn problème leneen li ci am ku xam beñe aussi da nga koy def ci li nga xamante ne moom moo di këyit ñu bare dañu faral di jënd ay xeetu journal ci nañuy def li nga xamante ne moom moo di beñe yi la te d'habitude il y a beaucoup de mains qui touchent ça donc on ne sait jamais virus bi mun na collé wu ci li nga xamante ne moom moo di këyit yooyu nga jël beñe bi def ko ki ko lekk tamit mun na ko indil problème de ce fait am na ñenn ñoo xamante ne dañ lay naan pour nga dem wuti des papiers yoo xamante ne c'est spécialement conçu pour beñe yooyu nga def ko ci de ce fait yow ki ko nar a jënd aussi du am benn problème amaat na leneen loo xamante ne dañ koy faral di utiliser mooy xeetu jus yi ñuy naan la plupart da ngay gis nit yi nan nañuy def dañuy jël ay bouteilles yoo xamante ne jëfandikoo nañ ko ba pare ñu raxas ko donc on leur conseille aussi ñu éviter xeetu bouteilles yooyu li ci gën am na ay xeetu bouteilles yoo xamante ne dañ koy jaay centaines yi mun na la dikkee 12500 ce qui veut dire que 1200 wala 125 sax donc nga am ci 100 def ci sa ay jus tëjaat ko mu tëju hermétiquement nga xamante ne nit ki bu ko ñëwee jënd du am benn problème éviter këyitu maçon yi ñuy faral aussi di ci jël di ci def beñe donc looloo taxoon ñu dem xooli soxna si nga xamante ne loolu la def di lancer waale message ñeneen ñi nga xamante ne dañuy def comme moom leneen aussi liñ ci mën a jàngat mooy nit booy liggéey je pense que il faut nga tàmm di organiser wu organiser mooy c'est vrai que jaayu mbedd bi baax na mais li gën mooy nga nekk ci sa biir kër te lekk barkeel na barkeel boo xamante ne bu ko nit lekkee mu set mu sell donc je me dis que publicité bi dina gaaw autour da nga naan demal ci diw donc nit yi dinañ la fekk si la ñu wóolu la lekk loo xamante ne dina ànd ak xel bu dal du ànd ak xel boo xamante ne day tey ba nga xamante ne ëllëg doo ñàkk sa client te ëllëg aussi mun na la ñàkk jural li nga xamante ne moom moo di xeetu jàngoro bi nga xamante ne moom moo di Covid donc di ñaan yàlla mu sàmmuñu et puis soxna yi ci yëngu daal ku ci nekk nañu gën a góorgóorlu changer habitude gën a defaraat seen bopp yokku cet gi surtout c'est important voilà parce que seen njaay yooyu quand même ay njaayu ndimbal njaboot la waaye jëfandikoo njaayu ndimbal njaboot ba lor sa bopp am na leneen lu ko gën jamono dafa soppeeku noonu gën góorgóorlu ci cet gi ci ay dëgg la de coro yaa ngi ci beñe bi ba tey mais c'est vrai loxoo koy jàmb donc yow mi koy jàmb di ko defar di ko jaay na nga fexe ba set takk gant yi ñuy toggee c'est ça raxasu ak omo yooyu yëpp ba pare mado yi buñ ci jógee Covid 19 bi day jeex mais su jeexee am na yoo xamante ne ñun buñ ko bàyyee parce que am na yu bëri yoo xamante ne ñu ngi koy tere nii ci feebar bi mais su feebar bi jeexee aussi suñu ndimbal la ñun ñëpp effectivement ñu koy utiliser di ko def mu metti ñu def ko ñu suñu kaaraange je pense que bi pa dina yee bu baax askan bi je me rappelle ndeysaan bateau le Joola li fi xewoon on en a tellement parlé quelque temps après
après les gens ont repris li nga xamante ni mooy voilà donc je pense que cette fois-ci baax na nit yi duggaat ci seen rukk mën a kan changer de comportement il est grand temps parce que discipline loolu je pense que loolu nañ ci gën a jàngat ci lii discipline changer comportement ba pare gën a jegewaat sunu borom très bien c'est important merci Mado gaaw leen ñu ngi bëgg a dem nag ci partie bu am solo bi fas yéene waxtaanee waat mag ñi Cheikh Sadbou ci ëttam la ñu fas yéene dugg bu ca kanamee tuuti ñu ngi wàcc Oustaz Pape Hann ngi doog a yegg si waxtaan wi dañ ko tàmbali bu ca kanamee tuuti mën nañ cee profité nag ci temps bi balaa ñuy dem ak Sophie bay proposer itam sujet bi Thioro Mbar Ndiaye préparé mën nañu jël tuuti téléspectateur bu ko defee ñoom it ñu joxaat leen seen i wàll ci ndimbal yi nga xam ne ñoo ngi koy séddale ci 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 72 86 xaalis a ngi fi am nañu fi itam ay pañe yoo xam ne ni def na dund pour weer donc bu téléspectateurs yi duggee rek maxu ñu jël leen en attendant ñu ñëw ak importance su communication crise en cette période de coronavirus mais d'abord ñu jël ki nekk ci ligne bi allo 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 kooku allo dégguñu ko bu baax kii woote 88 628 76 76. man la Assane Gueye. yow la. man la Assane Gueye Assane Gueye. Assane Gueye. dégguñu ko de. man la Assane Gueye. Assane Gueye. man la Assane Gueye Assane Gueye. waa Assane Gueye nga tudd. waaw. Assane yow xanaa xale nga. waaw. an sa pap. waaw. an sa papa. bon na mag ñi jël nañu bàyyi xale yi ñii gis nga stratégie yi ngeen di def ni génn leen ci yii dañ koy maye rek di dugal ay xale pour am sama yërmande du ko jaar ku dugg di nga am. woote wax ko man la asa attends pas yooyu yëpp jaru ko bàyyi leen xale yi xale mag nu ko ne am place am na mag ñu dugg ñu dimbali leen ñu joxe lii du concours du gañaay kii la rek maye on vous offre voilà ay enveloppe la yi 100 000 yi ay pañe yoo xamante ne mais c'est vrai xale mag ah daal fa góor ña jigéen ña mbay jëf ne déedéet nañ ko def papa ak yaay garaaw léegi yow Thioro balaa ñuy jëlaat beneen téléspectateur tu disais que wàcc nga lu jëm ci importance su communication en crise. communication de proximité. communication de proximité voilà. ça veut dire quoi communication de crise bi soxal na la. dinañ ci ñëw mais en attendant aujourd'hui on parle de la communication de proximité Pape Cheikh. yaa ma bindal crise de. damaa juum man la dara soxaluma fi mu ne nii yi may wax yëpp ci yéen laa ko bindee yaa laa ko jëlee leer dara intéressé wu ma. sérieux période de coronavirus. waaw leer na. man tamit communication de crise bi nekkoon sama xel. ayca kon waxal. kon yaa juum. maa juum kay maa juum Diallo baal ma. mais pour moom teel naa def nii balaa ba ko ci boole. dafa jël ku ko ramasse lay bañ wax na dëgg. xamul ni maa ngi ñëw ci moom mook ñaari copain ci ginnaaw beru de seen barket rek dugg na la ñuux ba mu jeex tàkk fopp seen tuñ. gémmi ñëw toog ñëwaat taxaw maa ngi ñëw ci ñoom demal. voilà xam nga Pape Cheikh communication de proximité dafa am solo ci lu mel nii parce que gox boo dem am na nit yu nga xamante ne mu néew ak mu bëri am na ñu leen di déglu y a des jeunes yoo xamante ni tey ni ma ko waxee woon sànq Oustaz Assane moo leen gën a mën a accroché que xëj na ministre bi ñuy gis ci télé bi wala Marie Khemesse bu ñuy gis télé bi wala keneen àdduna moo mel noonu am na tey benn Pape Cheikh xëj na tey il préfère déglu Diouf Sarr mu wax ko wala professeur Daouda Ndiaye parce que jàpp na ni ñooñu ñoo nekk sur le terrain mais am na xale yoo xamante ne ñooñu accroché wuñu leen loolu moo tax njëriñu ñi nekk ci ASC ñi bàjjanu gox yi chef de quartier yi am solo ci jamono bu mel nii dañuy dem xooli élément bi daal di dellu siwaat
actuellement ak multiplication cas communautaire yi je pense que état bi war na changer tuuti la communication wàcc à la base bu ne base nag c'est par rapport ak les ASC les bàjjenu gox au moins pour communication bi gën a jaar yoon waaw c'est ça loolu taxoon nag pour ñu ñëw wàcc ci terrain bi distribuer ay masques distribuer ay gel population. rek am na ñoo xamante ne ñoo gën mun wax ak waa fa ñu dëkkee pour ñu dégg leen. bien sûr xam nga ñi tey ay ASC la yu nga xamante ni xam nga ni période bi ci la équipe yi doon préparer pratiquement nawetaan bi donc ñoom tey seen ay doole dañ ko mobiliser pour wàcc ci mbedd bi wax ak ñi nga xam ne ñoom lañ mën waxal non seulement après distribution wu masques yi ak lépp lu jëm ci gel antiseptique ak yooyu parce que loolu lépp dafay participer ci communication bi mais dañuy mën wax ak ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di topp ñun ñëpp xam nañ ne am na koñ boo am na ci koñ yu bëri sa doom sax bu defee dara dañ naa woowal tonton diw wala woowal tata diw donc yu voilà moo ci mën dara yu mel noonu la ñuy xëj na négliger mais dafay am solo ci jamono bu mel nii tey bàjjenu gox yi ni ñu koy waxee boobu ak léegi elles ont leur rôle à jouer président d'ASC yi dañu am rôle boo xamante ne moom la ñu war a jouer ci li nga xam ne moom moo di xeex bi ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi ci koñ bi très dégourdi également ak ñi nga xamante ni xëj na li may wax chaque jour que état c'est tout le monde ku nekk ci ñun tu as ton rôle à jouer surtout ci période de crise bi la xam nga tey dafay neex xale bi nga xamante ne boo ko soxlaa woo ko bu amee dara lu xew ci koñ bi nga mun ko ci dugal ba mu def ci li mu war a def lu mel nii itam bu amee dañuy soxla ñooñu noonu donc tey bëri na gox yooyu dem ci Dakar ak ci biir réew mi ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee peut-être les citoyens lambda ñoom ñooy gën a takku ngir waxtaan ak xale yi nga xamante ne ñoom la ñu war a sensibiliser ci xeex bu mel nii dama koy wax am na loo xamante ne dafa étatique wala dafa protocolaire de trop mën na bañ a accrocher xale bi nga xamante ne il est inconscient mais tey ku nekk ci ñun sa doom bu nekk wala sa rakk bu nekk wala sa jarbaat bu nekk dafa am pédagogie boo war a am pour mën a wax ak moom am na ñoo xam ne ni ma ko waxee tey xëj na Oustaz Assane ci biir jàngal leen alxuraan bi dina leen mën wax man ci biir jox sama doom mu colorier wala mu def exercice am dinaa ko mën wax ba mu imprégné wu ci coronavirus bi aujourd'hui boo duggee ci kër gi elle te dit je te serre pas la main parce que y a coronavirus donc ku nekk ci ñun encore une fois tu as ton rôle à jouer te communication de proximité bi kenn waru ko ñàkkal fayda parce que c'est tellement important ba nga xamante ni ñun ci gox yi la ñu gën a mën a waxtaanee xëj na que ci yeneen ni bërëb donc ku nekk ci ñun encore une fois dafa am rôle boo xamante ne moom nga war a jouer ci xeexu coronavirus surtout ci jamono boo xam ne tous les jours on se réveille avec des cas communautaires li may naan ni que cas communautaires yi moom qu'on le veuille ou pas c'est l'affaire de la communauté donc ku nekk ci ñun yaa war a taxaw ci xeex boobu jëm ci xeexu cas communautaires yi ba nga xamante ne coronavirus xëj na ascension bi nga xamante ne moom la nekk di jël dina mën a dellu ginnaaw tuuti parce que aujourd'hui réew bu mel ni Sénégal 1000 cas de coronavirus ak yu teg xaju fi malheureusement parce que même su fekkee ni ci lim population bi xaw na bëri bu ñuy wax ci wàllu am wax ci wàllu koom wax ci wàllu plateau médical ñun mënuñu gérer feebar bu mel ni coronavirus donc encore une fois on appelle tout le monde ci li nga xamante ne moom moo di xeex bi ak ñëpp ñi nga xamante ne seen gox am nañ fa baat mu néew ak mu bëri parce que benn nit rek boo conscientiser nga toute une chaîne parce que tey benn nit boobu ñaata nit la nekkal en contact tey da nga gis benn cas bu positif wàll plus de 30 personnes ñi ngi fàttaliku cas bi ñu njëkkoon am Touba à lui seul il a contaminé 26 personnes donc kooku tey buñ ko conscientiser woon 26 personnes yooyu doonoon nañ mucc ci coronavirus donc bu kenn xeeb benn nit bi nga xamante ni tey moom ngay sensibiliser ba mu mën a mucc ci feebar bi. voilà moo tax am leader d'opinion am porteur de voix. voilà xam nga ñun d'habitude dañuy wax ay porteur de voix mais du sax porteur de voix moom mooy kii wut ay voix pour ki ñuy woteel leader d'opinion mooy voilà ki nga xamante ni am na baat. te mën naa waxam am na fu mu mën àgg am na ci ay koñ nag yoo xam ne ni waxuma rek leader d'opinion mais dañ leen di déglu donc ñooñu itam seen taxawaay day am solo ci xeex li nga xamante ni moo jëm ci lawuk Covid-19 bi donc importance suk communication de proximité jëm ci xeexuk coronavirus merci beaucoup Thioro pour ce sujet mbokk yi minuit mooy doog a jot Oustaz Pape Hann ñu ngi lay nuyu ndokkeel la joxati la sa wàccuwaay débrief nag li xew démb
kenn dootu ko fàtte ñu ci ndokkeel sénégalais yëpp tey ñaan sunu xalif bi nga xam ne ni bi 4 heures du matin jotee ci la dugg ñaanal Sénégal yëpp mu yàgg fi lool te ànd ko ku wér yaa Oustaz. jërëjëf alaaj Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax ñaanal la yow itam yal na yàlla yokk la dëgëral yàlla dolli la sàmm ci darajey Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bu baax a baax Oustaz Assane Seck di sunu xarak di sunu xarit di sunu soppe moom itam di borom xam-xam bu mag di ko ndokkeel moom itam nuyu sunu jigéen ñi ñoom itam ndokkeel leen ñaanal leen yal na yàlla gën leen a barkeel nuyu Mouhamed Ndiaye nu ngi koy nuyu alaaj Pape am nañu mbégte ñaanal la ñëw itam ndokkeel la ñun ñëpp yow la ñoo ndokkeel ndax am na ci loo xam ni mbaax moo koy jiite léegi colonel Malick Faye mi ngi lay nuyu sa soppe la nee na ma nit ku baax boo ne ko jàkk kanam gi rek day wane ni kii ku baax la waaw am na koo xam ne mi day mer te kenn du ko def dara mais am na koo xam ne alaaj Pape mbaax gi na ci moom même bu amee lu ko naqari sax du feeñ loolu nag mbaax la waaye jikko ju tedd la moom la Sayyidina Muhammad waxoon ni mbaax mooy rafet jikko al birru xusnul xuluqi nee na mbaax mooy rafet jikko kon loolu bu la ko nit ñi seedelee sant yàlla la yal na yàlla la fal la cat di la ndokkeel bu baax a baax ndax sa émission la émission démb la xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ca ngay yëgee ni bi may door la ma waxoon ca moom nii boo ne ko jàkk da ngay tiit ndax dignité ga ak personnalité ga moom Serigne Babacar Mouhamadul Mansour waaye boo jaxasoo ak moom da nga koy bëgg ndax mbaax ga démb nag mbaaxam nga dafa feeñ alaaj Pape démb donn gi mu donn Cheikh Seydi El Hadji Malick donn ko Serigne Babacar Sy Alhaaji Mansour Mouhamadul Habib Cheikh El Hadji Abdou Serigne Sidi Ahmed Tawba démb feeñ na donn gi mu donn Serigne Mansour borom daara ji Serigne Cheikh Tidiane Serigne Abdoul Aziz Al Amin loolu feeñ na démb wane ne mooy sunu kilifa ñun ñëpp ndax bëgg sëriñ bi bëggal la ko nag moo ko gën a neex alaaj Pape kon ñaanal xalifa bi yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér sëriñ Pape Malick Sy mu sëriñ Babacar Sy sëriñ Maodo Sy mu Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh sunu sëriñ Babacar Abdoul Aziz sëriñ Mansour Abdoul Aziz ak sunu sëriñ sépp yal na yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool te wér alaaj Pape démb ak tey daal mboolem ëttu këri diina ji kenn ku ci ne am na loo yëg wallaahi waaw nga xool sëriñ bi fi muy daanelee mooy na ngeen di waxtaane mag ñi te am na ñu doon wax ni bàyyi leen di waxtaane mag ñi xeex la fekk mag ñi xeexunu wallaahi xeexunu fekk waxtaane mag ñi mbaax rek lañ ci jublu mbaax rek la kenn ku ci nekk yëg sa cofeel ci guuru yàlla bala yàlla booleel ndax nit mënoo nekk murit nekk tijaan nekk xaadir nekk laayeen nekk benn rek nga ciy ne waaye nga fonk ñëpp et puis oustaz amalgame baaxul ñun rek ñoo ko tàmbali woon après ñeneen fekk si ñu ci kon ñooñu sax ñoo xaw indi waaw du ci bopp xelu nit yi dul réfléchir ba ñu foog ni ay jaxasee tax ku ne di def wallaahi xaw ma ndax dégg nga fi may waxee dégg naa la ba dama ne waaw bi ñuy créé quartier général bii bu weeru kon mësaan jot ab animateur du toog ci télé 22h déedéet yéen rek lañ ci daan gis wallaahi matin ba soir conférence émission religieuse télévision Futurs Médias il y a 4 ans changé donne yi fu 22h jotee mu jël animateur bi nga xamante ni en dehors de corps musique lay def ak ndaateel ak ndaataa talax ñu jël ma boole mag képp koo xamante ni yaa ngi ci télé bi di nekk ci domaine bu ne ñu changé donne yi bu doon ñun kott ñoo ko def kon xëj na doute du am après toppandoo yu juddoog yooyu yëpp moo indi peut-être doute ci xelu ñenn ñi ba ñu jàpp ni ñun sax dañuy concurrence ak ñoom seen mais objectif yi du loolu intention yi du loolu te defe naa démb feeñ na à travers kaddu yi nga xamante ni moo jógee ci xalif général bi xaw ma ndax li ma wax comprendre dégg naa la baax la Pape dégg naa la baax mooy yéene bu sell ba nga xam ne moo ko lal yéene bu sell boobu nag boo ca nekkee ak ku ñu tëkkale waaw yéene bu sell boobu alaaj Pape boo ca nekkee dëggal ko yéene la ñu nekk résultat bi moom borom bi subhanahu
wa taala moo koy joxe. kon li ñuy ñaan rek mooy xol bu laab ak xol bu yéene bu sell bi ñu am. mooy bégal nit ñi kenn ku ci nekk fa nga toog. ca ka nga bëgg ka nga sopp. ñu gën a fexe nga xam ko. gën a fexe nga sopp ko. gën a fexe nga xam nitu yàlla bi nga am. ndax waxtaane nitu yàlla yi yërmande borom bi subhanahu wa taala moo tay wàcc. kon ñaanal sunu mag ñalaaj Pape. yal na yàlla yokk leen. allahumma amiin dëgëral. mboolem xalif généraux yi indi xel yi jaxasoo en fait. yàlla bàyyi leen fi dëgg la yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool te wér lool nag. waaw dina ci ndokkeel bu baax a baax nag. jërëjëf ndax boo ko tàmbali woon te it na nga ko tàmbalee. tàmbali woo ko ci fulla tàmbali woo ko ci personnalité. tàmbali woo ko ci li la yàlla defal ndax kenn ku ci nekk la la yàlla defal. bokkul ak sa morom la ko yàlla defal. tàmbali woo ko ci ngëm-ngëm ak xol bu laab. xëy na fii mu àgg du fa àgg. mais da nga koo tàmbaleeg li la yàlla defal. tàmbali ko xol bu laab xol bu sell nga bëgg mag ñëpp. waaw ñëpp xam nañ ni Serigne Fallou Mbacké mooy sa Serigne. waaye mboolem turux bu ñëw fii ci télévision bi. da ngay sax jooy. waaw kon yow ñi nga bëgg mooy nitu yàlla yi. ñi nga bëgg mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg borom bi subhanahu wa taala ak ñi nga xam ne ñooy asatise yi nga xam ne ñoo lay fekk si ñoom itam. ak sunu jigéen yi nga xam ne ñoom itam ay jàmbaar lañu. bis bu ne ña ngay daw di xooli luy jëriñ nit ñi. ñu koy indi. kon nu ngi leen di ñaanal ñoom itam yal na yàlla yokk leen dëgëral. ci daraja yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaaj Pape. voilà et puis yow Saas baat bi benn la ashhadu an la ilaha illallah. benn la ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. moom la suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu waxoon ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju aw yaqulu la ilaha illallah. nee na bu leen noonoo mukk ku ngeen mas a dégg wala ngeen dégg gémmañam baatu laa ilaha illallah di si génn te Serigne Babacar Sy Mansour wax na ko démb li ñu boole lépp mooy kaddu laa ilaha illallah. maam Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu Baye Cheikh daan na ko wax nee na ñoo xamante ni ñoo bokk benn penku bokk benn yàlla bokk benn téere bokk benn alquran bokk benn pas-pas amul dara la nga xamante ni moom moo leen wutale dafa fekk ne suñu borom subhanahu wa taala moo bindee Sénégal defal ko jagle ba nga xamante ni defalu ko yeneen gox yi wala yeneen réew yi suñ ko sañee waxee noonu waaye ku si nekk wala gox bu nekk si réew mi suñu borom subhanahu wa taala wàccee na fa mag moo nga xamante ni mu yiw la mu sell la mu baax ngir ñu mën a taataan si moom li nga xamante moom moo di diiney l'islam ak alquran ak sopp sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ndax boo gisee l'islam li koy taaral rek mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mag ñi nag teel a xam loolu teel ko décortiquer ñoom ñëpp ñu jël seen lépp jébbal ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñi nekk fii fu waay jàpp rek fa ngay jëmee mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que moom mooy dëj dëpp gi moom mooy objectivité ku si nekk si ñun ak mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo sanc turuq yi oustaz Pape Hann wax léegi ñoom ñëpp seen mëbët lan la mooy ommat ñu ñun ñëpp teg ñu si doxal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek moom moo leen si tax a jóg. télévision Futur Média comme ni nga ko waxee ñëw innové ndax boo xoolee li nga xam ne moo di devise télévision Futur Média mooy le miroir du Sénégal. ngir sénégalais bu seetaan télé bi gis sa bopp si mag ñi sénégalais bu seetaan mag mu ñu fi indi waxtaane ko waxtaane jaar-jaaram waxtaane ay jikkoom ak fii jamono toll ak adduna bi ak réew mi nga mën a roy si mag ñooñu nga xamante ni seen yitte yëpp mooy woon baax seen yitte yëpp mooy njub seen yitte yëpp mooy fexe lépp la nga xamante ni gàkk la wala tilim la wala la nga xamante ni xëy na day sooxel diiney doomu aadama bi ñu fexe bañ fóot ñu ci ba ñu set wécc ndax ñoom ñëpp wax nañ ñu dégg wala ñu bind ba fi wala ñu bàyyi fi ñi nga xamante ni seen dono si ñoom la ko borom bi subhanahu wa taala teg ndax démb message bi nekk na message ba nga xamante ni bu fort la kon niñ koy waxee rek sàmm yi réeréewuñu waaye jur gi ñoo féexoo loolu moom mooy lan njaboot gi ñoo war a xoolaat seen bopp wala ñenn si njaboot gi ñu jéggal ma suñ ko soñee waxee noonu ñenn si njaboot gi ñoo war a xam seen taxawaay waaye ñenn si njaboot gi itam ñoo war a xam lan moom moo tax suñu borom subhanahu wa taala wàccee fi mag ñooñu ndax loolu exception sénégalaise la amul fooy dem si àdduna fekk fa li nga xamante ni moom moo am Sénégal boo ñëwee Yoff fekk fa Seydina Limaamu nga dem Touba fekk fa maam Cheikhul Khadim Tiwaawan Cheikh Seydil Hadji Malick nga dem Niassène fekk fa maam Ibrahim Niass al Kawlaxi radiyallahu taala anhu borom fayda bi ki ñuy waxtaane léegi Cheikh Saadou Abihi di sëtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa xayartu kon ñun dañu am la nga xamante ni valeur la dañu am la nga xamante ni trésor la dañu am la nga xamante ni dañ ko war a fonk richesse la ndax richesse bi ñu am Baye Cheikh moo gën pétrole moo gën or
moo gën jamaa moo gën li ñut di wët mooy li oustaz Pape Hann wax mooy mag ñi fexeel nañ ñu ba def ñu wala bëgg nañ ñu nekk ñun ay nitu jom ay nitu diine ay nitu valeur te la waykat ba arab waxoon foofu lay daanale dina woon innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhumu zahabu askan wu baax bu yiw bu sell buñ koy xool ay valeur ñoo tax buñ demee ba valeur yooyu amatu fa ndëkk askan wa moom daanaka ay garab la yoo xam ne amatul xob wala amatul ren dara desatu macha allah daañu dem Nimzaat bu ca kanamee mais di xalaat ku mel ni Père Abdou Aziz Mbaye Abdou Aziz Mam Fama Oustaz moom xam naa xelam yëpp mu ngi woon ci jotaay bi démb càmmiñal ajot ndaak Mbaye moom maam Seyni démb Père Abdou Aziz Mbaye bég na ndax taxawaay bi ak digganteem ak njabootu Sidi Hadj Malick donc moom ñu ngi ko ci ndokkeel ndax xam naa ni fa mu nekk xolom sedd na lool moom Abdou Aziz Mam Fama di ko ndokkeel njabootam te xam ni jotaay bi démb bég na ba ñun fii ñu ne ñu yëg ko donc ba tax mënuñu ko bañ a ndokkeel démb gar mi dafa daanu ba ni sang bi ak téléphone am bu tedd bi sëriñ bi téléphone am dafa tedd ndeysaan ci internet xër rek kay te loolu dara newu si wala dara nekku ci nit ku tedd lu mu laal day tedd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Oustaz dama lay wax benn affaire maa ngi koy wax ngeen koy reetaan gis nga terrain dafa jafe xale yi football ci terrain bi ñun bu ñu leen dee seetaan moindre fois ñu ne waaye nii la ko waroon defee nii la ko waroon defee voilà ku ci ree wala ku ci wax dara jëwal toog fii ba xalifu wala go sallallahu alayhi wa sallam nee na nit am na fu muy toll man paanu rambañ laa yóbbaale sallallahu alayhi wa sallam dafa jafe nit am na fu muy toll bu xoolee moom dootu moom yàlla moo xool bu waxee yàlla moo wax bu dégloo yàlla moo déglu bu doxee yàlla moo dox lu mu laal suñu borom la subhanahu wa taala yàlla la neex te fa tabarakallahu suñu mag ñi toll nañ foofu kon ñaanal leen yàlla gudd fan ak wér rek ndax nit ku tedd moom lu mu laal mu tedd ku tedd lu mu laal mu tedd kon bu waxee téléphone am bu tedd bi wallaay wax na dëgg juumul Oustaz Pape Hann tey ñu fas yéene dem Nimzaat fu ñu jëm tey jërëjëf alaaj Pape tey jii ñu ngi seeti Cheikh na Cheikh Saad bu wa xeertu tey jii ñu ngi war a seeti njabootu Cheikh na Cheikh Saad bu bun Mouhamad Fadal Maamin taalibul xayaar bun Jili Muxtaar tey jii ñu ngi war a seeti sëtu Sidina Muhammad boobule ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni wax ñu ko ñun jullit ne bàyyi naa leen ak ñaar rikk bu leen ko sànq taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaaballaahi wa itrati am ñu wax ni dañuy kitaaballaahi wa sunnati waaye kitaaballaahi wa itrati bàyyi leen ak téere borom bi subhanahu wa taala nga xam ne lépp nga ca ak sama njaboot ñoom la Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh radiallahu anhu waxoon ni ñoom waa kër Sidina Muhammad nañu leen fonk ala nabi ihtarimu xurmatahum wa azimu aradahum wa sallimu lil Mustafa jaddihimi alaj Pape Cheikh El Hadji Abdou dani ala nabi yéen waa kër Seydina Muhammad yéen ñi nga xam ne yéenay deretu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu artunu ñun mu ni ixtarimu nañu leen xormaal nañu leen xormaal ala nabi ixtarimu xormatuhum wa azimu mu ni seen xorma nañu ko màggal araduhum wa sallimu mu ni sëtu Seydina Muhammad yi seeni der nañu ko muccal nañuy wax ci ñoom lu baax di defanteeg ñoom yu baax nekk ak ñoom ci lu baax ñu ni waaw góor gi ñu màggal leen ñoom waa kër Seydina Muhammad ñu xormaal leen ñoom waa kër Rasulullah seeni der ñu ciy wax lu baax ñoom waa kër Rasulullah lu waral loolu mu ni ndax lil Mustafa jaddihi mi Seydina Muhammad ay seen maam ki nga xam ne bu nekkul nag moom dara du am te mag ñey wax ni cerey njaboot boo ca bëggee da nga naan doom ja yàngu mooy ku ne bëgg na yàlla bëgg la yàlla ne Seydina Muhammad waxal sa gaañi ni bu nu bëggee man yàlla ma bëgg leen nañu la bëgg topp la yow rasulullahi te bëgg njabootu Seydina Muhammad nag mooy bëgg rasulullahi alaaji Pape tey jii nu ngi war a dem Nimzaat tey jii nu ngi war a ñëw fii ci réew mi ndax kat Sénégal li nu am ci Cheikh na Cheikh Saad bu Sénégal fi nu àgg Cheikh na Cheikh Saad bu boo wëree adduna bi boo demee Mauritanie boo demee Nimzaat gi mu tëdd foo mën a dem ñoom surafa yi xam nañu ni bu wér ne Cheikh na Cheikh Saad bu li mu jànkoon li mu defar fii ci réew mi alaaji Pape Cheikh na Cheikh Saad bu li mu am fii ci Sénégal bari na réew yoo xam ne amu fa kon tey jii ñu ngi war a waxtaane góor yàlla booba tey nag la ñu war a xam martabaam kan moo war a ñëw alaaji Pape Mouhamed Seck waxtaan wi daan ci ànd ak Serigne Mouhamed Seck Serigne Mouhamed Seck baayam
moom bi muy gën a àddina bàyyam a ngi tàgg Rasulullah. waaw moom doomi leer la ndax kuy sa baay nga ni Cheikh Baye Seck kuy kooku mu Cheikh Abdoul Aziz Aïdara. Cheikh Baye Seck nga xam ne dundam yëpp da koo seeyal kër Cheikh na Cheikh Saad bu moo meññi jëmm ji tedd ji moom nag wala fay wax ne doom bu nduróo baayam doon xaritu bàjjanam mag ñi wax ni magum waxkat bu amee doom ju góor mu lu yaakaaram tas ñu ni addam mu dasaasa deret dafay rogalaat nga toog la nga daan wax ak di ko taxawu nga am doom ju koy wax di ko taxawu mbégte ëppul loolu Mouhamed Seck di jàmbaar borom xam-xam la jàng fa mu war a jàngee bari xam-xam macha allah allahuma la adduru yàlla ba lor jóge ci sama gémmiñ ñëw ci yow yàlla na yàlla barkeel la amiin waaye mu am xam-xam ba noppi am yar lool ba noppi di intellectuel bari xam-xam nangoo jàng nangoo gëstu tey kooku la kilifa yi tànn pour mu ñëw waxtaane Cheikh na Cheikh Saad bu xeertu ànd ak sëñ Modou Mbuub Cheikh Modou Mbuub nga xam ni moom ambassadeur la ci tarixatu xaadiriya Cheikh Modou Mbuub boo nee Cheikh Modou Mbuub mu Cheikh Dee Calo Seck daañu gën a xam kan mooy Cheikh Dee Calo nga xam ni Cheikh na Cheikh Saad boo ko defar moom nag moo war a bégal nit ñi Alaaji Pape bu ñu tàmbalee ba ma joxee ndigal ñu war a tàmbali Mouhamed bu nuyoo ba noppi ñeenti question rek laa koy laaj tey kese Cheikh na Cheikh Saad bu kese waaw ñeent rek laa koy laaj kon jeena waaw ba ci kanam ñu fekkaat la foofu incha allah bu ko defee ñu tàmbali guddi gi nga xam ne ni moom la ñuy jagleel Cheikh na Cheikh Saad bu wa xeertu yàlla na sunu borom fayal ñu mag ñi du ñu doyal ci di ko wax mag ñi rek la ñu am yàlla na suñu borom fayal ñu leen yéen it ñu ngi leen di xaar xam naa ni ku ci ne waajoon nga yàkkamti woon nga ñu waxtaanee Cheikh na Cheikh Saad bu daañu dem Nimzaat xalif baa nga fa sunu shérif yaa nga fa dinañu jokkoo ak ñoom bu ko defee ñu doog tàmbali waxtaan bi di xalaat Cheikh Ousmane Diagne ak njabootam di xalaat njabootu shérif yëpp nga xam ni fi mu tollu tembe ñoom ñëpp dékk nañu seeni nopp fas yéene àndandoo ak ñun ci guddi gi shérif jouet na ay dara moom it sunu wayjur la xam naa dañ ko fekk Nimzaat loolu mënul ñàkk ala kulli àll Chérif Alwali Maane Ndiaye mi nga xam ne ni waykat baa ni ko woon yow la ñuy bégee di xalaat Chérif yëpp ku lim juum mais daal tey Cheikh na Cheikh Saad bu rek la ñu jagleel bis bi di xalaat ku mel ni Maam Sira Konaté corps commissaire moom mooy madame Thiandoum maam Thiandoum takk nañu ko moom ku ne xam ne digganteem ak Cheikh na Cheikh Saad bu xam naa ni tey xolam dina sedd di xalaat Chérif Mamine Aïdara moom it xam naa mu ngi toog di xaar ak nga xamante ni moo di Chérif Baxayda moom it sunub sang la mu ngi toog di xaar tey daal li ëpp ci jotaay bi dinañu nekk diggante Ngourane ak fi nga xam ne ni moo di Nimzaat ci télévision Futur Média xanaa profité ci rek laata ñuy dem ci publicité yi gërëmaat Kati création ak borom këram ci jàppandalam toilette yu rafet yi ngeen di gis fan yii yëpp ci ay ñetti xob moom la bërki démb laxasaay démb bëla bi baxa xam nga mooy bëla baxa lever de soleil yooyu lever de waaw naaj buy doog a yeewu rek yeewu lañ ko tuddee démb lever de soleil laa def tey ma def blancheur de paix waaw ci barkeb Cheikh na Cheikh Saad bu yooyu yëpp bu ngeen ko bëggee mën ngeen dem Kati création wala ngeen woo ko ndax toog leen seen kër la ñu wax donc da ngeen di woote commande rek yónnee ko mesure wala mesurer leen livraison de mesure léegi moom la tailleur yi xewal Kati moom rapidos la yónni rek ñu mesurer la mu defal la ci laxasaay yeeg ñetti xob yu rafet yi 77 631 52 52 donc Kati merci pour cette belle collaboration ainsi que tous les créateurs qui accompagnent animateurs yeeg journalistes yu génn ci quartier général en même temps bu leen fàtte dañuy joxe ay 100 000 ndimbal yi dund yi lépp rek ci quartier général numéro téléphone yaa ngi noonu bu ngeen ci woote jot ñu en direct en attendant Sophie la ñuy fekk fa nu ko ber jamono neexul moo tax ñu ber ko te waañ dafa xaw a sensible laboratoire u kër la donc Sophie rek ka fa ne respecter mesure d'hygiène yëpp pour xëdd bi mu ñuy toggal Sophie ñu ngi lay nuyu.